iPhone, Android et tablette. La DTV, sous vos yeux, partout, à tout instant. Avec la DTV, vivez la magie de la télé. cey lii ndeysaan tàccu leen ay waay doomu Grand Yoff bi ah waaw noonu nga ko feccee ay waaw na nga ko defee rafet na de ñëwal nii ah da nga fël fa di damay dégg fan yi booboo xew. waaw booboo xew dama fël fa lu xew ba jàmm xam nga dafa tàng. waaw dañ nekk ci jamonoy été. waaw léegi xale yi génnee fël falaale man ma ànd ak ñoom. léegi nag waa tàngaay ak fël falaale lu ñu bokk ñoom. parce que fël falaale bi mooy wàññi tàngaay bi. maa ngi leen di nuyu di leen ziyaare. kontaan naa ci yéen sama xarit sama doom day sama DJ sama animateur. maa ngi lay nuyu waaw bokk naa ci say animateur. waaw dafa leer ci ñi ma taal si nga bokk. waaw bokk nga waaw ñoo ngi koy fàttaliku de fii la woon yàggul woon de
ndeysaan waaw yow dundal say may di baawaat. grand show nee naa yow da ngaa jàppale jeune talent yi te yàlla tax. boo nekkee da nga am ay problème mu junni gënal wax de. booy gën a di wax de ay junni yu bari la am problème am Guèye. kon ay ca waxal Guèye nag xam nga yow da nga di sama kalma sant Seck mais man maay sa jaam. yow boo sekkee di mere ma. tey lii Gamel Seck bien sûr c'est la nouvelle princesse Gamel elle habite à Grand Yoff di def ay jéego yu am solo ci li nga xamante ne moom mooy carrière musicale am nekk na koo xamante ne jege na suñu papa Thione Balago Seck bu baax a baax jege suñu rakk ji mu di Wally Balago Seck la nouvelle star de la musique sénégalaise. Bienvenue mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, ravi de vous retrouver comme tous les soirs bien sûr, les meilleurs moments de votre journée jeudi 9 août 2018 et nous souhaitons joyeux anniversaire à tous les natifs de ce jour. Santé, bonheur, prospérité, succès et beaucoup d'argent, mais plus précisément suñu invité tey dañu am invité boo xamante ne tey mooy bésu anniversaire Modou Mbacké tey nag faaw nga def nànk ndax xam nga ne Dieye ñun Dieye la ñuy wax HLM Patte d'Oie 316 maisons le composé moom mu bokk ci 316 maisons yi man ma dëkk 306 waaw kër gaa ngi foofu ci HLM Patte d'Oie 306 waaye tey mooy anniversaire am. kon tey sa dëkkandoo. waaw sama dëkkandoo sama mbokk sama mag sama xarit waaw moo ñëw tey ba pare nag tey la anniversaire am. waaw mais anniversaire bu mujj bi noo ko dundee woon. waaw mais macha allah fan la fekkoon. est-ce que fekkoon na la Sénégal. si film fekk na la fi. waaw film noo ko dundee woon man chaque anniversaire damay berndeel. waaw noonu lay def waaw moom Baye Fall. waaw def ay sarax. waaw. très bien wàccee kaamil ñaanal samay dëkkandoo ñaanal Sénégal. très bien d'habitude noonu laa koy defee. c'est important muy ndaanaan nag nekk xam nga Joolaa dafa yàgg bëri jom bëri ful la bëri fit waaye moom dafay gën a wane loolu gën koo firndeel. moo tax sax tey mu ñëw ci plateau bi. bi ma ko invité xamu woon ni xamante ngeen. Modou Mbacké dama doon wax ak yow di la xool nii mais waxuma nga wax de. ah bon waaw dama doon wax pour ngay def nii waaw di ma waaw. man nag ay nekk yëngal bopp nekkuñu ci de. waaw da ngay def loolu nekk ñu revue des titres fële ca Dunia FM ñu ngi ca DTV la magie de toutes les télévisions sénégalaises. On est jeudi et comme tous les jeudis ñuy ànd ak Pune Fashion mi nga xamante ne c'est l'ambassadrice de bonne volonté. Ce soir dans si la ñu bokk ci la ñëpp bokk Mame Diarra war a waxtaanee la paraplégie ou perte de motricité muy une maladie handicapante moom la ñu am yéene waxtaan ak moom tey ndax ñoo ci bokk tey ci biir chronique si la ñu bokk dinañu ànd ak aussi waa CPM SA muy les employés yi nga xamante ne c'est des ex-employés de CPM SA ñu ànd ceeg Abdou Diédhiou en tant que coordonnateur mais ñu ngi ànd ak aussi monsieur Maguette Diallo muy président de commission d'organisation du don de sang ndax xam nga ne don de sang bi dañ koy organiser par MNU muy mouvement national des jeunes de la confédération des syndicats autonomes du Sénégal ce 10 août au Parcelles Assainies en face poste de santé Moustapha Seydi Djamil Sy donc muy date bu am solo boo xamante ne réew mi yëpp rawati ci dolli ñi nga xamante ne jamono jooju ñu ngi foofu ca Parcelles Assainies ca banlieue dakaroise ñu ngi leen di xaar ci bés bu mag boobu mu di le 10 août inchallah dinañu ànd ak aussi beneen daanaan mu di Moses muy artiste di rappeur bàyyee ko foofu ca Bawol di mbokk Modou Mbacké Niang mi tey nag moom tamit mu ñëw ngir wan ñu li nga xamante ne moom mooy talent bi léegi nag ki ñu àndaloon moom mooy la princesse Gamel Seck ndaanaan waaw bëgg ceeb bëgg ginaar bëgg mburu bëgg ginaar waaw loolu leer na maa la wax loolu na nga def maa ngi sant xarit dafa jafe torop sax nu mu jafe dafa nekk réalité thème bi xam nga c'est quoi c'est un vécu da nga ko dund si dama ko dund gis ñu ko dund aussi noo ko dundee da ngay nekk ak sa xarit nga bëgg ko lool boole ko sa bopp jàppee ko comme ni nga téyee sa bopp macha allah ngeen di dund muy rafet loo am bokk kook moom nekkate nag bëtam bi mu ngi ko jël teg ko sa waay. ah bon ah bien sûr. aka fi bari. d'accord dafa nekk sa xarit. nekkate la muy xaritoog yow yëpp. mu ngi xool sa cof mu ngi xool sama cof bi waaw ni mu ko coppatee. te ni ma ko dundee. ba bari noonu lañ ko dundee. dafa mel ne ko comp. waaw comp na ko nag xaw na ma metti. comp na ko de moo tax nga ne xarit nu mu jafe Modou Mbacké. xam nga kii xaritoog moom tamit dafay jafe ndax yooyu tamit beneen histoire la. bu nekkee dafay am xarit mu nekk góor. nga fonk ko loolu mu fonk loolu ñu dem ba ci biir. yow góor boo ci bëggee dugal ay bëggeel yooyu tamit. waaw c'est donné bi waaw loolu tamit dafay indi problème. loolu dafay indi problème waaye ñu wax li mag ja waxoon rek mu di Cheikh Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum nga xamante ne ñu ngi koy ñaanal fa mu ne gënal ko foofu mu jógee suñu borom taas ñu ci barkeem mu ngi doon wax ne moytul ma jamono joo xamante ne da ngay yor fukki dërëm di dem ak moom ca boutique ba nit gis la di ñaan yàlla fukki dërëm ba wadd ngir mburu boobu nga bëggoon a jënd nga bañ koo jënd waaw yooyu yëpp dafa nekk ci àdduna moo tax dafa doy waar jéggi na dayoo de Moses artiste rappeur naka waa Bawol
ñooy fa ñu ngi si ñëpp a ngi ci jàmm. ñëpp a ngi si yaa ngi cool. yaa ngi cool. mu ngi neex. nice est-ce que yaa ngi koy yëg. bu baax xol yaa ngi féex. mi ngi féex nice. noo gisee noo ko dundee léegi nii ak morceau bu am solo bi mu wax xarit jafe na. d'abord maa ngi nuyu téléspectateur DTV yëpp. xam nga di la nuyu Nicolas. di nuyu sama grand Modou Mbacké Niang comme ni nga ko waxee sànq. ñoo bokk doomu Bawol di nuyu ñi fi nekk ñëpp ci plateau bi. Gamel moom yàgg na xam nga sama sister la yàgg na bu ñu xamante quoi te vraiment. boobu léegi mi ngi ciy nekk tam mi day gën a évoluer muy gën a nice quoi. day gën a évoluer muy gën a nice. waaw mi ngi gën a nice bi ma déggee track bi dama ne ko waaw. cool na job bi gën na kawe quoi. et puis am na message bu am solo la quoi. message boobu waaw moom côté bi mu ko jëlee tamit mën na gën a large. comme côté bi mu waxee nit da ngay xaritoog nit. après nga am sa copain bu bëgg ko jël mais da ngay xaritoog nit tamit fekk turu xarit bi moo fa nekk mais doxalul jëfu. intérêt moo ko lal. intérêt moo ko lal. loolu olof naan ba ñu weex na loolu waaye deret moo ko lal moo tax sang bi tellement am na importance quoi. et puis nice na trop. dëgg la ñun góor ñi sax léeg-léeg ñuy ànd ak suñu nit xëy présenté ko suñu benn affaire moom mu jàpp ne moom moo ci gën a nice. moo tax ma ne ko mën na gën a large ci côté jigéen ñi ci côté Payis damay gis bu ñu àndee en groupe ni yenn gars yi nii bu ñu koy présenté yenn affaire yi moom da ciy gën a gis boppam de parce que moom jàpp na ne il est long xam nga il est mignon il est jeune et puis voilà. muy profité quoi sans charge quoi xam nga. gune yi boo nekkee gune boo xam amoo charge. il est dangereux. waaw boo yeewoo fekk ñu fayal la courant fayal la ndox. kër gi nga dëkk di luwaas. waaw jikko waaw mooy célibataire bañ doon wax sànq ca rajo ba. tàpparka rek waaw célibataire. waaw tàpparka rek. tàpparka rek waaw léegi célibataire moom ndekkeem moom nu mu nar a demee moom. waxoon nga ko sa matin tàpparka. kaasu kenkaliba rek baax na. sexaw kenkaliba day am suukar wala sax muy suukar fi bari. may leen ñu tuuti meew rek. dam dégg rek. mais célibataire yu góor yi gën a tax nañ ñuy wax nag. waaye góor yi non bu jigéen ko toppatoo. non bu jigéen parce que bu jigéen mën naa nekk ñaareel. buur la voilà jigéen buur la c'est jamais waaw. waaye yu góor yi moom. waaw caw cawal rek. nga ne sexaw bi bu mu am sax suukar. suukar si bu mu bari dam wala dégg yéex ñaar rek wala benn. waaw quelques bec deux. quelques bec te waxoon nga ma sànq ci rajo bi nga ne. bu deewee buñ koy suul nañu jiital ay xottu butéel laata ñu ko ciy def. loolu yaa ko wax loolu moo ko wax. Très bien merci beaucoup donc muy thème d'actualité. muy nekk un vécu mu nekk loo xamante ne ku ci nekk am na ci lu mu ci mën a wax du ñàkk. Dieng wax ñu dara rek ci xarit jafe na ci li muy wax nii. waaw macha allah man de. xam naa ni moom soxna si. dañ ko war a ñaanal. ndeysaan ndax xam naa ni liñ naan loo ci wax rek am na looy bàyyi. parce que liñ naan yàpp gune bu ñu sol ci wu mag. parce que ni muy déggee ni muy. waaw borom bagage la dëgg la vraiment. tey laa koy doog a gis waaye man far naa daal. macha allah HLM Padois Grand Yoff ñoo bokk ndey ak baay. ñoo bokk ndey ak baay yow del jigéen yow waaw macha allah. yow soxla sax ngay traversé tali bi yow da ngay tàllal rek. non déggoo mooy tali jumaa ji. waaw su ma neexee raam sa ba yegg. ci macha allah merci beaucoup am nga xarit nag am nga xarit bu bees. naa xarit ñëwaat. macha allah tey lii. macha allah loolu am na solo. très bien donc pour une expérience musicale pratiquement yaa ngi ci diggante 5 ak 10 ans matagul sax daanaka. mais yaa ngi ciy def jéego yu am solo ba ñu ràññee la. muy am ay ténor yoo xamante ne. ñoo ngi nangu li nga xamante ne yaa ngi koy way ku ci mel ni suñu Papa Thione Ballago Seck nga xamante ne c'est le parolier de la musique sénégalaise. donc aujourd'hui comment vous vivez cette musique cet art bi nga xamante ne ce n'est pas du tout évident nga nekk jigéen ba pare war a mën a percer. c'est vrai bon li la ciy bàyyi mooy comme yàlla boole la ak ay fans yoo xam ne dañ lay encourager tout le temps ak sa ñaanu waajur xam nga loolu rek moo la ciy gën a poussé ngay gën a dem mais bu nekkoon loolu dama naan bàyyi nañu yàgg na ndax c'est dur c'est difficile. xam nga li may wax. metti na trop. tentation yi bari na. amoo ku lay financé. gisoo sponsor baal yow da ngaa dund da nga bëgg a jaar boo bëggee waaw. qu'est-ce que tu fais. bien sûr xam nga ndeysaan géej di waaw. tey nag sama buur nga. tey sama buur nga mais sa genre géej ni xam nga ñoom yooyu la ñuy def. ndeysaan boo amee sa dignité ak sa personnalité pour nga génn ci day jafe. ndax doo leen fekk si ci la ñu nekk. peut-être nga yor tuuti wecc xanaa di leen boxoñal. ah bon bien sûr moo fi am yàlla xam na ko. boobu demul rek boxoñal. nga boxoñ. waaw boxoñ joxe. yaa ma gën a xam te boo ko yow ci ñi boxoñal. au contraire yaay boxoñ di ma jox. maa la wax loolu dundal waay. macha allah ñu ngi lay jaajëfal bu baax dinañ ci dellu si waat léegi nii en attendant dama bëggoon ñu seetaan benn extrait wu vidéo bi. ndax vidéo bi rafet na riche na ci contenu dinañu waxtaanee léegi nii bu ñu seetaanee vidéo bi am na ñaar yu ma la bëgg a laaj laata ñuy song actualité de l'internet. ñu seetaan benn extrait te dellu si Jam
Une façon de rendre hommage à toutes les mamans du monde entier parce que morceau bi mu ngi wax neenam nag ci alpulaar mooy yaay booy nga delloo ko njukkal yow bëri nga bagage de. trop sax. nga ne fekkee la. coonee sama baay. neenam source d'inspiration fan la morceau bi jógee. morceau bi en fait jour bi ma koy play sax mu ngi taw ndeysaan jour may dem studio sax mu ngi taw mu nekk li ma dund ak sama yaay te li ma ci woy yëpp moom laa dund ak moom. muy ay réalité. sama yaay nekk sama xarit suñu àndee comme sama morom mu nekk koo xam ne lépp lu muy sonn njaboot a tax moo tax ma ne sama première sortie sama yaay lay nekk. looloo war a ma génnee neenam bi jogleel ko maman yëpp nag. ndax dañoo sonn. arrangement bi kan moo ko def. Fafadi moo ko def. Fafadi waaw moo ko def waaw moom maa ngi koy nuyu sax de voilà ñu ngi koy reconnaître ci beat yu mel nii. parce que mu ngi liggéey bu am solo aussi ci label bi nga xamante ne mu ngi koy doxal di ci jàppale ay jeunes. te moom li muy jàppale mais actuellement nag waaw maa ngi jégalu nekkatuma label boobu. d'accord waaw maa ngi mais non mais ci morceau bi la ñuy wax ci contenu morceau bi la ñuy wax. d'accord donc mu nekk lu. vidéo bi kan moo ko réalisé. ñooma ak gaay mi waa d'accord pourquoi nga jël choix wu beat bi. def genre semi afrobeat. waaw en fait dafa tombé nga mu nekk actualité xam nga afrobeat bi xam nga. gars yi ba gis ne suñu sœurs yeeg suñu grand frère yëpp ñu ngi ciy teg lu nice ma ne pourquoi pas comme. coonee sama baay te ñëpp xam nañu ni mbalax la ñuy def waaye ma jéem a génn ci afrobeat bi. loolu moo tax ma. créer benn diversité musicale voilà mu ngi noonu nga xam ne da ngay mën a génn fépp. des fois kii sama xarit bi sama doom ndey bu ñaar bi mën laa invité sax ci benn featuring rap nga mën cee teg. loolu moo war a mën a préparé parce que bëgg naa léegi nii ci kanam tuuti incha allah nga sool. moom mu rap incha allah ñu teg ko ci gaam. y a pas de problème man maa ngi sa ginnaaw. très bien merci beaucoup elle se nomme tout simplement Princesse Gamel muy artiste di chanteuse di def ay affaires yu am solo yoo xamante ne en tout cas ñu ngi koy encouragé bu baax ci initiative bu am solo bi nga xamante ne moo ngi koy def ci musique sénégalaise tout à l'heure aussi dinañu ànd ak Moses muy artiste rappeur from Bawol moom it muy ndaanaan di jeune boo xamante ne mu ngi def yu am solo yoo xamante ne ci kanam tuuti inchallah dinañ ko découvrir en attendant place à l'actualité de l'internet pour voir ce qui fait le buzz sur la toile c'est tout de suite. Si on se réfère bien sûr ci Seneweb ñu ngi wax femme battue à Touba Barasso condamné à 2 ans dont 3 mois ferme ñu ànd ceeg Seneweb dégg nga gis nga actualité bi moo nekk nii donc ñu war koo waxtaanee ngir voilà très bien donc c'est Barasso époux de la jeune dame mu di Ndeye Coumba Diop a été condamné à 2 ans de prison dont 3 mois ferme. Le tribunal de Diourbel l'a reconnu coupable des chefs d'accusation retenus contre lui après qu'il a violenté son épouse. L'affaire qui a suscité un émoi collectif a connu son épilogue ce matin. Barasso, poursuivi pour coups et blessures volontaires, a été également condamné à payer la somme d'1 million de nos francs CFA de dommages et intérêts à Ndeye Coumba Diop. mu ñi ki ñu koy fàttali nag moom mooy Seneweb ndax loolu moo gën a fës ci actualité de l'internet. Modou Mbacké ñu ngi sa dëkk de. waaw sama dëkk la mais lii c'est important. mooy vidéo bu metti boobu ñu. waaw Kumba Baara man miinuma ko dégguma ko ci koñ bi xam naa xëy na. waaye Kumba da nga ko xam ñu miinuma ci ñoom kenn. mais li am solo mooy justice def na liggéeyam ni mu waree ndax ak lu mën di xew jabar ak lu mën di xew bul dóor bay gaañ. ndax dañ koo takk ba mu rafet jox la ba mu jekk kon toppatoo la. nañ la bu motoon sax duñ ko muur. voilà boo demee nag ba dóor nar cee am. nga la waay wala ay mbokkam. waaye yaakaar naa li am ni yar lañ ci def ndax bu ne 2 ans dont 3 mois ferme kon 3 mois yi xëy na. da koy ko ci bëgg a jubbanti. mais nag it mbokki jabar ji ak jabar ji def nañ lu am solo ndax seen plainte dañ ko retiré woon loolu sax moo tax mu woyof. kon xam naa li am na réccu am na lépp ñoomi leen ci mbokk gi moo tax li am nii day doon beneen leçon bopp bépp góor ak bépp jigéen buy sëy nañu bàyyi xel ba bu loxo jóg. bu loxo naree jóg. nañu woo mbokk yi ñu waxtaanee koom lépp am ci jàmm ak salaam. très bien Mame Diarra ak jigéen na mu mel yëpp ah bu diggante fóon ak raay moom defe naa ne saaga ak xaste ak dóore moom xaju ci. Nicolas. kuy ut fu mu fanaan. waaw. ak kuy ut ko wéttali. waaw tëjal buntu war na leen boole. déedéet. waru leen boole. déedéet. te ni ko xool jigéen. xam ne jigéen yàllaa ko teral.
comme yàllaa teral jigéen te yàlla moo ñu moom ñu ñëpp jigéen kenn waru koo dóor parce que yu mel nii ñun jigéen bu ñu ko gisee dañuy tiit dina tax jigéen bu ne waajal boppam waxoon naa ko fi nañ leen jàngi judo jàngi karaté boo jàngee karaté kat bu ñu lay dóor di nga mën a def Nicolas li violence physique la dafa mel ni champion du monde de judo yi fi ñëwoon de gis nga bu ngeen bëggee boole ñooñu kenn du leen gis di leen dóor mu dellu ginnaaw nga kenn du leen gis di leen dóor mu ngi noonu te lii xam nga violence physique la kenn ki mooy 6e mondial keneen ki di 22e mondial. gis nga man de ni ko su ma jógee fii dinaa jàng judo man de dinaa jàng judo di nga ko jàngi bañaa jàngi ko soxla yow gisoo ba ni mu mel ba mu ngi lay toppatoo ba ngay def li ngay def gis nga 2000 lañ nekkoon ñu ngi si 2018 gis nga ni àdduna bi di changé date yi di dem ba du changé noonu lay changé ba de du changé góor coupéru courant la day jékki ne karaj wóoru dara wóoru si nga ne góor coupéru courant la day jékki ne karaj nga joom mi te buy dem du tàggoo boo waajalu sondel ci lëndëm ngay fanaan maay jàngi judo ba mu neex waaw tumuranke day dugg nag boobaa cay lii voilà image yi nga xamante ne day daw yaram du jar sax ñu koy wone parce que yii moom nekk na yoo xamante ne day daw yaram lool dañuy ànd ak monsieur Ibrahima Maguette Diallo moom mooy président de commission d'organisation du don de sang dégg nga li nga xamante ne ñoo ngi koy waxtaanee du ñàkk nag yow mi nga xamante ne yaay yëngu ci wàllum don de sang ngay tàmm di dugg ci biir société bi di waxtaan ak askan bi waaye mbir mu mel nii bu amee sa xel ci lu muy dem. waaw Nicolas tout d'abord maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay. di rafetlu invitation bi. di rafetlu émission bi di nuyu ñi ma bokkal plateau. liñ jot a wane fii vraiment doy na waar man sama yaram dafa daw sax moo gisee parce que fi ñu toll nii ci jamono góor ñi war nañ tal leneen lu dul di def ni jigéen. vraiment lii moom rafetul. ndax jigéen bu motoon. duñ ko muur sax di ko indi guddi. donc yàlla nu mu bëggee ñu leen suturaal. ñun war nañ ci def quelle que soit gravité luñ def war nañ leen mën a suturaal. waxtaan ak ñoom yedd leen ba ñu ñëwaat. moo gën ci coow loo xamante ne mu ngi judd ci mousquetaire. waaw vraiment li moom mousquetaire day la judd. li moom vraiment mousquetaire waaw takk sànke. loolu vraiment doy na waar daal. doy na waar trop. très bien Gamel en tant que porteuse de voix ban message nga mën a lancer encore une fois aux populations rawatu ci dolli ci góor ñi. ngir ñuy moytu yenn actes yu mel nii. c'est vrai man instant bi sama xol bi dafa tooy xaw ma sax lu may wax ndax jigéen la te yàlla def na duggaguma ci sëy man mii instant bi damaa ragal maa ngi reculer waaw bu baax sax comme ni ko sama sœur waxee rek comme yéen góor ñi moom coupure courant ngeen da ngeen jékki-jékki ne kamaj instant bi damaa ci jigéen dañ ko war a yërëm bu ñu xëyee ne kamaj yéen ngeen xëy ne may non maa la wax loolu ñuy may loo yàlla xam na ko suñu yaram yu nooy yi suñu kanam yu neex yi yaakaar naa moom ci def leneen lu lay dóor wax nga lu neex Modou Mbacke nag astafurlah lu la neex yow Moussa dama gis kat bi wax sax suñu yaram yu nooy ma gis nga gën koo xool Modou Mbacke ma dédicacé la ko rek waaw dina ko yittewoo très bien mu nekk lu am solo donc ñuy ñaawlu jëfin bu mel noonu waaye tamit di masaw bu baax ku jigéen ki te nag yi nga xamante ne mooy Bara Sow voilà donc du ñàkk rek di nga jël ay quelques leçons pour comprendre encore une fois comment marche la vie surtout quand on est en couple mu am yu bëri yoo xamante ne war nañ koo mën a moytu. waaye it conseil ba neen dem ci jigéen ñi. ndax xëy na Bara dóor na baaxut. jigéen bul dóor. waaye tamit nañ fexe ba jigéen ñi tamit di bañ a def tam luy pousse góor ci yenn yi. dëgg la ndax des fois nit def lu mu bëggut. dëgg la. ci dañ ko caa poussé. dëgg la loolu conseil bu ñu joxe en attendant la. ñu bàyyiwaale xel. naam dóor baaxul. ba yoon def na liggéeyam. mais tam bu jigéen gi di poussé góor ba muy def lu mu war a def. dëgg la voilà des fois moom ñun femmes yi dañuy xaw a exagéré. ay ca kon waaw dañuy yëg suñu bopp te loolu tam nañ koy éviter ndax jëkkër sang la aussi. li mu mënti mel sang la. bien sûr lu mu la def loo def ko ndax dama xool pour nga gisati fi wàllu non man yaakaaratuma ko ci jamono bii ñu nekk de ndax ñu ngi ci axru zaman. pour nga gisati fi maam Jaara Buso boo xamante ne mooy li ñuy wax ci maam Jaara princesse lañuy sëyloo di ko yenloo ay mat ak mu koy nangu ci jamono bi nga bëgg am doom bu baax day jafe lool nañu góorgóorlu ñun jigéen ñi waaye man tontu bi daal ngeen di bàyyi leen tontu bi suñu làmb ñee forox waaw da ngeen koy ban dee leen wan baat nee nañ jigéen lii ji café jigul jigéen dëgg la kon dee leen wan baat du dëgg très bien donc li ñuy def nag mooy rentrer dans le vif du sujet pour parler avec monsieur Abdou Diédhiou en tant que coordonnateur des ex-employés de CPEM SA CIPEM CIPEM SA. waaw d'accord Abdou d'abord histoire bi lan la nekk ngeen ci benn collectif bu ëmb ay ex-travailleurs. lan mooy seen problème ba ngeen boole seen bopp ci genn kuréel naan seen i àq na leen ko delloo. salaamaaleykum maa ngi leen di nuyu ku nekk sa tur ak sa sant.
di rafetlu invitation bi. merci ndax vraiment lii dafa neex. tombé sa anniversaire. waaw mu tombé sama anniversaire. macha allah may ñaanal kër gi. vraiment fu ñu njort yàlla na leen yàlla yóbbu fi nga xam ne vraiment kawe na seen njort. mu nekk sama kër. waaw fii moom dama fee bokk. ndax balaa moo fiy jógee dinaa wax li tax ma ne dama fee bokk. incha allah voilà jaajëf. d'accord bon donc ce problème. bon pour sénégalais yi c'est que boo gisee tey opportunité bi ngeen ñu may ci plateau bi. c'est pour sénégalais xam. parce que parfois liñ naan nit di nga ko fekk sax muy wax. ñu yaakaar ni soit dafa am li ko dal comme licenciement. moo tax mu ñëw or que y a des histoires yoo xam ne dafay dépasser licenciement. bon affaire bi c'est-à-dire dafa am ay tubaab comme benn histoire la boo xam ne. Bouygues Offshore boo leen koy dégg ñu ko gën a xam ci Bouygues Télécom lañ ko gën a xamee. waaw c'est un nom de famille. c'est un nom de famille. donc dafa employé woon ay sénégalais yoo xam ne c'était de 1981. 81 en 2002. Bouygues dafa ne dans l'offshore gisatu ci boppam mu def un changement de nom. mu def benn fusion avec une entreprise SAIPEM c'est Société Anonyme d'Exploitation de Pétrole Maritime. ñu créé SAIPEM SA. donc mu jël l'ensemble des travailleurs sénégalais. mu ne leen da ngeen di def une continuité ngeen dem. xam nga loolu dafay am yoon da koy maye quoi. comprendre nga. alors continuité ba ñu ko defee en 2004 dafa intégré benn entreprise bu ñu naan Global Petro Project Service AG. bon entreprise boobu c'est une unité dans le sien. c'est-à-dire équipe la mais dañuy génne dafa mel ni génne Modou Mbacké ak Nicolas. ak soxna si ne leen gérer leen gars yi. genre société écran lay nekk. mais comme on dit ñun amul problème. parce qu'on pouvait poursuivre l'affaire depuis période boobu. comme on était des actionnaires dans ces entreprises. mais dañu bàyyi mu dem. les relations se poursuivaient normalement. jusqu'en 2015 à la découverte du gaz pétrole du Sénégal. Alors, il voulait venir dans ce pays sans intermédiaire. Parce que bëgguñu tey renseignements généraux wala l'État ne ñii kan moo leen xam ah ku mel ni Diédhiou war naa xam arrière entreprise bi ñu ne on va éliminer tous les 91 travailleurs sénégalais. Ah bon 91 91 travailleurs sénégalais. ñu licencier leen abusivement sans droit sans suite. En 2015. En 2015, à la découverte du gaz Sénégal. Et du pétrole. Et du pétrole. Parce que Bobo, il voulait entrer dans ce pays sans intermédiaire. Ok. C'est pour cela que je indexé direct le président de la République. Parce que, période Bobo muy xew. Parce que dafa am lu ñu wax. Dañu ne ànd dafa dagan tas dagan. Bien sûr. yaa ngi dégg l'initiative d'une séparation est un droit reconnu à chaque partie. À condition que les droits de l'autre partie soient respectés. Conformément par des lois et des règlements dictés par des lois. ndax moom sàmm na loi yooyu. sàmmu ci dara. Comment? lu mu def comme violation. 33 ans de service ñu def une lettre de licenciement bind ko ne ñu l'entreprise n'a plus besoin de votre service. Allez chercher d'autres choses ñu ngi leen di ñaanal yàlla na ngeen egg ak jàmm ak salaam. Allez chercher ailleurs. Ailleurs. léegi lii mooy sa licenciement. loolu mooy lettre de licenciement bi. alors léegi ba ñu xoolee loolu on a resté un temps. pour déglu parce que comme li ñu wax ànd dagan na tas du dagg bi. ànd day dagan tas dagan. bien sûr ñu nangu loolu. mais à condition. à condition. léegi ba ñu toogee di xaar condition bi déglu. justement waay. toog di xaar condition bi gisuñu dara. ñu saisir un avocat. waay. ba ñu demee da ngeen toog ban délai quelques mois quelques années. presque toog nañu ay 4 5 6 mois. ok sans réagir compte yi dara dugg fa. kon ñu ne am na lu xew. parce que non seulement parce que comme li ñuy wax rek. c'est-à-dire man damay naan man mun naa xeeb suma bopp. mais ñii di incarner suñu institution waruñu xeeb suñu bopp. waruñu xeeb seen bopp. parce que teguñu fa seen bopp. mooy la juridiction le pouvoir présidentiel. ak l'assemblée. c'est-à-dire ñooñu lan moo tax nga wax loolu da ngaa demoon ci yoon wala lu xew exactement. très bien parce que ba ñu defee ñun dañu saisir un avocat mu dem enrôler un dossier. mais li ñaaw ci affaire bi. parce que c'est un dossier qui a pris de temps. avec benn lenteur boo xam ne qui dit pas son nom. plus de 2 ans et quelques. yaa ngi dégg et dafa am loo xam ne dañ koy nangu. mooy dañ naan la une citation boo ko joxee ñaari parti benn parti bi ñëw beneen bi refuser de déférer à la convocation. La moindre des choses c'est de le condamner par défaut pour refus de déférer à la convocation yoon moo ko wax. si waay. dafa mel ni tey match de football. boo convoqué ñaari équipe benn bi ñëwul. benn bi ñëwul.
équipe bi ñëw sol ay maillots yu bokkul ay godaas yu bokkul laata ngay xool godaas bu bokkul boo présenté équipe bu ñëw da nga koy forfait loolu mooy procès bi léegi nag li waral tribunal nanguwul forfait gars yi loolu moo ñuul si soow si parce que dama bind avocat bi ne ko y a un procès qui a pris de temps et qui est des renvois répétitifs qui ne dit pas son nom un renvoi c'est à la demande d'un parti et il n'y a qu'un seul parti c'est le mien donc on ne peut pas plaindre et demander des renvois qui c'est qui demande ces renvois répétitifs mënuñu ma tontu ba tey ba tey tontuwul la mais mënuñu ma tontu léegi danañ ñëwaat ci loolu mais dafa am benn point boobu bëgg naa ñu taxaw tuuti ca mooy bi ngeen leen licencié ci entreprise boobu oui ngeen def fa ñaata at nga ni sax presque 30 ans de carrière 33 ans 33 ans de service kon ndax calculer ngeen seen ay ndàmpaay yi nga xamante ni bi entreprise bi amel leen ko xam ngeen ñaata la toll d'abord ak seen ay huissier wala lu xew exactement ok calcul bu muy def egg na ay milliards parce que c'est du pétrole pour mu bañ a jaaxal kenn le pétrole mooy lii di yëngu après bu ñu si duggee ba beneen yoon dinaa leen wax lu bari parce que am nañu ci expérience pétrole mooy mbir boo xam ne buñ ko sàmbee ñii di nelaw sax dañ leen di fay pétrole moo mel noonu quoi mais encore une fois boo gisee tey ñun affaire bi waxuñu ay waxu droit parce que lu tuuti la ci affaire bi c'est-à-dire ñun naka la ñuy sàmbee ba nga xam ne ëllëg suñuy njaboot bu ñu ñëwee la tubaab bi def Congo du ko def Sénégal la mu def maanaam RDC di Brazzaville du ko def Sénégal la mu def Nigéria du ko def fii la mu def feneen ak feneen dans l'Afrique parce que dëkk yooyu ñun dañoo assister plateforme yooyu ngay gis foofu dans le monde entier ñun ñoo ko def ay sénégalais doomu sénégalais ñoo ko def kon am ngeen ci xam-xam mais bu déggul ma ne la ay doomu sénégalais ñoo ko def ñun ñooy les cœurs de ces xam naa loolu beneen débat la boobu daañu am occasion gën ci xuus mais bu ñu ñëwaatee ci dossier bi nga xam moo leen boole ak seen njaatigéen seen ex njaatige laa mën a wax quoi seen patron ba woon fu ngeen toll bi ngeen fekkeen dem ngeen ci yoon renvoi dafa am fu seen avocat toll ak dossier bi exactement voilà léegi ba mu ñëwee c'est-à-dire li ci gën a garaaw xam nga ne naa la un procès qui a pris de temps et qui dit pas son nom qui dit pas son nom li ñu ci njort mooy en première des choses dafa dawal 1 an mu ne le dossier est irrecevable pour non conciliation ah bon waaw léegi et puis ci lu ñu xam une conciliation se fait devant un juge conciliateur c'est à ce moment que le juge conciliateur va constater la non conciliation pour mu yóbbu dossier bi à l'audience publique et tout ça am na parce que ba muy am y avait un avocat parce que xam nga tubaab parfois dafa yàpp africain mooy tubaab daf ñu yàpp daf ñu xeeb c'est-à-dire non je te jure xam nga li gën a garaaw man nee naa la mën nañ ma xeeb ma jël mais samay institution boo ko bëggee xeeb sama bakkan laa lay jox parce que institution bi ce n'est plus Modou Mbacké ce n'est plus Abdou Diédhiou kooku leneen la loo xam ne ñun la fi représenté léegi li mu njëkk def parce que dafa dem jëli ji le baron lu mu tudd le bâtonnier mooy maître Ahmed Ba moo nekkoon ex bâtonnier à la fin de son mandat mu xam ne par exemple bu ñu naan radier un avocat dafay neex le bâtonnier donc le bâtonnier am na lu mu ciy joué mu dem jëli ji Ahmed Ba comme camp adverse tubaab bi dem jël ko mu constituer dossier bi alors il s'est constitué ba pare effacé léegi ba mu demee ma ne y a un deal parce que c'est un pool d'avocats parce que avocats yi ñoo toog di naan ataaya réeroo wuñu man bu ñu indiloon avocat tubaab dinaa accepter ne y a pas un deal mais avocat sénégalais boo xam ne ñoom ñoo bokk benn baro nekk fu ñuy nekk di naan ataaya di demalante lu xew ci dossier bi xam nga ko jàpp ni kon deal moo am ci affaire bi deal am na ci mais est-ce que li ngay wax ni te nga ko fu leer ndax itam li ngay accuser ni c'est grave déedéet non xam nga boo déggee xam nga dama ne la un premier délibéré ñu dellu enrôler un autre dossier léegi nag li gën a ñaaw ci délibéré bu mujjee bi xam nga le tribunal lan la wax lu mu wax la preuve de relation du travail n'a pas été établie. Ça veut dire que ñun wanewuñu ni ñun ak ñii daanuñu liggéey lii mooy contrat bu ma lié ak l'entreprise. Est-ce que lii bokk na ci seen dossier bi ngeen taxaw ci lii ça date depuis ma xool. C'est le premier contrat bi ñu tracé en 2004 ba mu lay naan intégré il intègre une entreprise qui est une unité dans le sien. Global ñëw def ak ñun contrat bi c'est dû en français ñu teg ko ci table juge bi mu jot ko léegi nag xam nga li ci garaaw mu ne moom gisu ko xam nga dafa am sama maam dafa am lu mu wax nee na ma gumba bis boo ko yóndee mu ne la dafa lëndëm bu ma duggee ci néeg bi du ma gis bu la yóbboo nga dem defi leneen
xam nga gumba bu taxaw ne la néeg bi dafa lëndëm kooku fas yéeneetul def dara ñun nag fa lañu jàpp dafa am loo xam ne daf ñoo naqari mooy tribunal bu ne ñun wonewuñu li war a tax ñu ne ñun ak ñii dañ doon liggéey te contrat bi mu ngi ci table am ki di licenciement abusif di relation du travail ku la licencier am ngeen relation bien sûr yaa ngi dégg mais man j'aimerais bien ñu topp ñu si faux usage de faux parce que soit dañoo voler seen antec parce que lii bu ñu ko defee bu fekkee da nga ne c'est pas lié topp ñu si faux usage de faux ñun ñu am des accusés de réception émanés par la direction générale ñoom ñu signé ko ne jot nañ ko ñu am la communication par la voie de l'huissier de justice huissier indi signification ñu ne ko am téel juge ñu ñëwaat des accusés de réception ñu ñëwaat ñu communiquer leen sur tous les affaires tegal ko ci table juge bi mais xanaa ñooñu dem ba signé ne jot nañu bataaxal bi ñu jox bu fekkoon amul lu ñu lié ñun ak ñoom mais dinañ ñu topp si faux usage de faux bien sûr léegi nag loolu mooy gàcce bi nga xam ne tey moom la tribunal wax kan mooy seen avocat suñu avocat mu ngi tudd maître Camara maître Camara oui maître Camara mooy suñu avocat léegi nee na dafay poursuivre affaire bi en appel ma ne ko c'est-à-dire gis nga procès bi ni mu mun a demee quoi qu'on dise ñun duñ la tere nga dem defi sa appel mais xam nga li gën a garaaw ki la daan te ñëwul waaye bu ñëwee mu gën a métti de ki la daan te tegu fa tànkam parce que li mu njëkk wax mooy stigmatisation man sama der bu weex bi jomm naa di taxaw ay nit ñu ñuul di ma juger sax du ma ko def yóndeewu fa ah bon yabalu fa léegi nag complexe boobu moo war a dañ ci dëkk bi moo tax nga jàpp ni kon yow dafa am rôle boo xam état da ko war a joué wu ko rôle état mooy lan parce que tey président de la république dañ ko bind 6 lettres état dafay war a arbitrer ci dañ ko bind 6 lettres avec accusé de réception jot na ko kon avec accusé de réception xam nga lu ñu tontu état buy foo baaxul c'est malheureux un état parce que état bi xam nga lu tax lu mu koy xoolee lu mu leen tontu d'abord li mu koy xoolee ba pare wax la lu mooy tontu gis nga garabu kóoni doo dégg mukk nit ne la maa ngi ci taatu kóoni bi di féexlu kóoni mooy dafa yàññ mais keram fële la koy sànni suñu état noonu la mel c'est-à-dire du jëriñ askanam comment ça parce que bañ ko bindee 6 lettres ñoom dañu tontu nañu le traitement est en cours monsieur Diédhiou way jot nañ see bataaxal le traitement est en cours saa ñu bindee mu mel ni kuy defal xale te or que l'affaire est très sérieuse parce que pendant boobu maa ngi naan Macky le président de la République ñu ngi lay aviser parce que SAIPEM dugg na si mu ngi toog ak Petrosen pour affaire gaz bi bëgguñu nag am nu ñu waxee ngeen yaakaar ni dañoo mer parce que dafa am lu olof di wax nee na salaan garabu salaan gaaw na jooy loolu waaye boo ko laalul du jooy justement c'est vrai gis nga lu mu la wax donc dafa am loo xam ne boo ko fekk see rek yow yaay tooñ c'est-à-dire boobu ñu ngi leen di aviser du question de xaalis loo bëgg xaalis c'est-à-dire da ngay sàmb sa kanam ba pare sàmb sa ginnaaw ba mu rafet parce que transparence la ñuy wax ak état ñun am nañ yeneen voix porteur de voix la ñu li may wax Nicolas xam na ko tey bu ma jógoon Grand Yoff bi dañuy jóg banlieue dañuy jóg mais encore duñu utiliser affaire bi pour politique heure bii mais dañuy aviser état mu def attention c'est pas parce que Diédhiou moom xamuma wala rien man li may incarner ci biir Grand Yoff lu rëy la amul benn politicien dama ne la de Khalifa Sall bi maire ba muy ñëw di nekk maire u Grand Yoff man maa ko fal je dis au nom de tous les Grand Yoff ñu may dégg kon loolu dama ko jël teg ko fële Khalifa ba mu soxla Grand Yoff ci man la ñëw mais état tey ba mu demee ba ñu bind ko xamal ko ni am na ñu fi dugg si c'était nos ex-employeurs donc waxal ak ñoom parce que dafa am lu ñu war a jox parce que mënoo 33 ans de service nga ne ko yoraluma la demal sa yoon nanguwul loolu est-ce que bi nga bindee président ay lettres mu tontu ba pare amul benn doxalin bu am solo tontu SMS suma portable lañ doon tontu xam nga yëfu foowukaay parce que xam nga lu ñu ragaloon man entamé nañ ma plateau fekk may demandé nu mu tudd pour def benn sitting parce que mémorandum bi dama ne Christophe Bigot le président de la kii nu mu tudd l'ambassadeur de la France il faut que ma jox ko mémorandum bi parce que moom moo fa représenté noonu Auchan ba muy yëngatu fii nit ñi di ci wax da ci dugg
keroog ba ñuy wax yàlla na ko yàlla yërëm accident bi amoon fii ba gars yi di affaire Eiffage bi moom du dafa génn dugg ci ana fula sénégalais yi ana fula autorité yi pourquoi pas lu mel nii ñoom sénégalais yi ñu dem tëddi ëllëg ñu ñëw pour ñëw soxlawaat suñuy xob mais dafa mel ni xam nga lu ñuy wax il faut nga respecter askan bien sûr c'est la moindre des choses parce que ñun yelwaanuñu lii ñuy def xam nga c'est 91 employeurs directs xam nga ñaata employeurs indirects plus de 2000 employeurs indirects mais est-ce que dugaloo leen seen bopp ci entre 2005 2006 boobu nga 2004 bi nga doon wax ne bii société di ñëw di def écran ngeen jàpp ne rek comme vous êtes actionnaire graaw parce que ba foofu dara ñaawul c'est-à-dire salaire yaa ngi tombé à l'heure yaa ngeen di liggéey yaa ngeen di nangam mais am na lenn lu xew loo xamante ne bàyyiwuñ ci xel voilà bàyyiwu leen ci xel est-ce que du loolu tey moo leen conduire en erreur ba ngeen toll fii non c'est-à-dire amul erreur parce que xamul tax kër gi soppiwuñu génnee ñu ne dem leen ci biti ngeen uti ñeneen ña fa nekk ñëpp ñu ngi ci biir kër gi mais seen système la xam nga ñun tubaab yi dañu avisé en 2002 parce que 2002 il y avait que 3 employés c'était les Portugais les Français ak les Sénégalais ñoom la buy ki yoroon mais comme tubaab ñoom c'est-à-dire ñoom xamuñu nit ñoom xamul lu ñu xam ay institutions ay lois ñoom loolu la ñu gëm ay chiffres ñoom gëmuñu ay kumba am ndey kumba amul ndey mais ba tubaab yi xamee ni ñoom yabuñu seen dëkk dañu xëcc ñoom employé tubaab yi dédommagé leen seen i action dañ leen dédommagé portugais yi léegi ñoom amatoog ñoom affaire ñu ne sénégalais yi na nga xam ne garaawul quoi seen i dëkk tekkiwuñu dara parce que seen i njiit yi duñu dara bàyyi ñu fu ñu dugg ak ñoom rek kenn du ci mun dara mais ñun ñu jàpp ni liñ naan buñ la jiinee ngaaga diwoo ko rek mais bu ko sangoo ñu nekk yow nga ne bu ko naan waaw moom nee na diwoo ko te bu ko sangoo waaw da nga koy diwoo mais bu ko naan aussi bu dee loolu la bu ko naan bu ko nangu laa doon wax d'accord bu ko nangu ba tey yëpp benn mooy sotti seeg def ñu dem ak ñoom ba heure boobu mais heure bii ñoom xamatuñu fu ñuy teg seen tànk parce que jaaxle nañu mais toujours dafa am ñu nekk si suuf di leen gëmloo ni coow du jib man nee naa leen dafa am benn heure ultime bu may joxe conférence de presse dinaa woo adduna bi ma wax leen ñii ñooy ñan loolu man maa ko wax ñii ñan entreprise bu ma seq c'est-à-dire xam nga lu tax Saypam tey nee naa la Saypem bi ngay gis nii lu xew ci Afrique ñoom ñoo ko def ah bon dans quel sens tous les sens am na loo xam ne mënagum ko prononcer mais dama ne la gis nga jox ma leen loo xam ne ça va attirer l'attention menace la des autorités mer wala loo xam la am ko ci ay information clé yàlla xam ne gis nga fi ma toog tey laa gën a nekk ci aise xam nga lan moo ma jaaxal doomu aadama yi yaakaaroon ci man ndax man am naa sumay pexe am naa sumay pexe ndax doomu Sénégal la doomu Casamance la doomu Ndakaaru nañuy utee ay millions xam naa ko tey bu ma état d'accord woon taxaw ñu taxaw ma dugal ko ay bailleurs yoo xam ne mun nañ ko financer plus de 2000 milliards li may wax am na ay autorités yoo xam ne bu ma cité seen am réseau nga bëgg a wax man am naa kii bu doon tukki bu doon ñibbi si tukki di ñibbi si HLM Padois ñun guddi googu dañuy waxuma la seen affaire day baax waaye dañuy noos seen affaire day baax te noosu million la maanaam noos dëgg ça day ñëw wan nañu yegsi na wane ko yegsee li muy njëkk def mooy sàmm ay booyam comprendre nga waaw xool xam na secteur bi waxtu tel ba nangam li nga xamante ne moom la ñuy ñi ciy fàttaliku suñu jigéen dem si yàlla Fatou Ndoye saa yu ma xalaatee HLM Padois sama xel ci moom lay njëkk def mais au-delà de yow en tant que ni nga nekkoon sa koñ baax bi mais lii nga nekk tam dafa doon problème boo xam dafa sérieux parce que tamit problème de milliards la problème entreprise la problème de droit la bi nga fëggee buntu président Sall réagirul est-ce que amul yeneen buntu yoo foogaat ci ñu ko wër ngir mu gën a am information ba xam ni lii nag c'est sérieux waaw parce que d'abord interdiction bi ma doon wax ci préfet de Dakar moo def arrêté l'interdiction mu ne ma trouble à l'ordre public manifestation bi waaw parce que boobu dama ne ko sitting parce que un mémorandum dañ koy rendre tout court l'ambassadeur parce que moom moo fi nekkal entreprise yooyu yaa ngi dégg au moins buñ ko joxee peut-être par la voie diplomatie moom mën na ko dem res léegi nag li ci am solo ba am solo bon préfet comme li may wax moom dafa am fu mu lay boole mooy à la police ñoom ñu entamé la def enquête keroog police plateau yendu naa fa 10 heures ba 17 heures rien que politiciens yi nekk sa ginnaaw ku la yóndeeg gauche ak droite ndax nekkoo di politique wala nangam ma ne leen magum jëm bu ñëw tegal leen ay këyit wax leen fulaak fayda ngeen ay
bon ñu ne ma léegi parce que xam nga rek loi xaw ma Ousmane Ngom ak bu xam nga dañ si mën na leen garaawul yaa ngi dégg am na yoon ni ñu mu dee léegi préfet bu mu ñëwee dafa ne ñu vraiment man maa ngi porter combat bi ak seen soutien léegi ban Diallo wala sous préfet bi nga wax wala préfet bi ci boppam kan mu ne ñu damay bind mu ne da ngeen di bind le premier ministre Mahammed Boun Abdallah Dionne ñu bind lettre am ñu bind affaires étrangères ñu bind Sori Kaba ñu bind même Sidiki Kaba jamono nekk ministre loolu pour lan boobu loolu rien que ñu ngi koy avertir que am na lu xew parce que non seulement dossier beneen fois bi ñu ko doon laaj ok voilà léegi am na lu xew te ñu ngi leen di avertir parce que dañuy bañ suba taal pono wala def leen ngeen ne tàgguwu leen ñu mais toujours li may wax sénégalais mooy nit koo xam ne c'est-à-dire xamuñu luy nguur c'est-à-dire nguur daf leen di yóbbu ci excès te loolu moo gën a garaaw c'est-à-dire nit waroo mun a soppeeku sa adduna même bu ñu la joxee ay nombal tànk il faut savoir gérer xam lan mooy gouvernement mais gis nga sénégalais mooy première des choses bu amee ndombal tànk rek portable am day dem Sonatel changé ko waaw loolu moom suñu état tey défaut la quoi liñ leen di doyee doonuñu ko léegi dafa mel ni yaa ngi tànga ni ma gisee nii non jamais voilà mais est-ce que am nga au-delà waxtaan bi li nga doon def bu rombee point de presse parce que tamit ni nga ko waxee ku am mbooloo nga sa ginnaaw Grand Yoff ba ci banlieue bi ba pare sa collectif bi nga jiiteem 91 personnes ku ne am na njaboot rakk doom jarbaat ak soxnaa ki mbokk kon lu am solo la ci ginnaaw boo xoolee voilà am na leneen loolu nar a def njëkkoon ngaa déposer préavis pour def sitting ñu aaye la ko ci kanam la lu mar a doon bon li ci kanam xam nga liñ naan jinax day bëri pax te bu ñu xamee foo jëm doo egg waay xam nga lu mu la wax loolu da ngeen ma koy may rek ma denc ko d'accord na ci yow parce que combat la boo xam ne combat bi mën naa wàccee ma ki bon li may wax nii du caaxaan da ngay menacé wala li ngay wax nii non du menacé damay wax parce que ñun ku fi falu ñoo ko fal nan la dayo bi toll ba nga waaw dayo bi xamul tax c'est-à-dire koo xeebal problème am da nga koy tooñ oui ça c'est vrai yaa ngi dégg parce que xam nga li ñuy wax xam nga parfois boo waxee nii nangam dañ naan woy peut-être liñ ko licencié wala nangam mais c'est loolu c'est détail xam nga lu tax minimum ñun xam nga la moo ñu intéressé c'est-à-dire anam bi ñi gars yi waree dugg benn war a dugg mel ni ñoom ils sont neiges dans ce pays te fekk ñu ngi teg parce que dafa am lu ñu naan man xatala mu mi nii na mu tax xamidan fa jazaawu jaana ba képp ku rey nit ngir sa coobare bopp na nga gëm ni yow sa kër ëllëg safara la kon rey nit nag du tëral ay façon la ku nekk na nga xam parce que yow yaa ngi téye benn affaire boo xam ne xam nga yow li ci biir nga téye doomu aadama yaa ngi koy rey ci anam boo xam ne yow gëmoo ni rey nga ëllëg ngay taxaw naan musuma rey nit teg fekk rey nga rey liir naa ci benn article sur le net nga mel ni ku naan état bi bu jóg ci sunuy mbir jàpp ci xeex bi mel ni ku menacé loolu lan ngeen nar a def xëy na loolu mën naa nga réew mi ndax tamit loolu c'est important non déggoo li ma la wax ñun ku ñu xeeb sa musiba ah bon déggoo li ma la wax xam nga tey boo xoolee Afrique lu ko yoree nasaraan si SAIPM bi ngay gis c'est le leader du monde ñu bëri dañ koo xamul c'est le leader du monde géant ci wàllum pétrole kon gis nga ñu génnee 50 milliards teg ko sur table du dara ci ñoom mais problème bi xam nga ñun c'est-à-dire ñun dañoo xeeb suñu bopp te man loolu dafa may metti torop parce que dafa am lu may wax toujours damay naan ñun dafa am lu ñu dal am na yoo xam ne ci ADN la gis nga ragal tubaab am na ñoo xam ne si seen maam yi lañ koy doon c'est seen maam ñoo ragaloon tubaab ba nga xam ne xam nga maam ak sët dafa am benn lien boo xam ne en général dañ naan maam day jël sët mais am na ñoo xam ne si seen maam yi lañ ko jëlee c'est-à-dire dañuy gis tubaab rek yox dañuy nekk ni leen tubaab laajul te loolu il faut que ñu arrêté ko dëkk bi dafa toll fii nga xam ne ñun dañu jël indépendance ay nit ñoo dem taxaw fële ca palais nu mu tudd place de l'indépendance l'Obélisque ñëw taxaw ñu ne bis ñu ko tey moom ngeen seen bopp mais mënuñu moom suñu bopp nii verbal il faut que ñu arrêté loolu dëkk bi dañ ko war a mën a téye tubaab bu fi dugg te am na benn slogan bu gars yi di wax parce que nee nañu tôt ou tard nasaraan si dañuy immigré fii xam nga loolu bu ko nit ñi comprendre actuellement xoolal suñu njaboot yee ngi dem bitim réew di daw di dem tubaab yee ngi daw si di ñëw fii di jënd ay hectares ñu leen di jox suuf si léegi nag ñun ñi dem ñooy mbujee di immigré waat fi ñu dëkk waay mais bu ma gisee ni ngay doxale mbaa da nga nar a dem ba affaire bi nga xam combat la bu jëm ci justice dem ba tourné wu doon combat politique
mais si dafa rax politique. comment. dafa rax politique xam nga boo déggee xam nga politique. vous n'êtes pas politique. politique non attends xam nga su ma nee politique. c'est pas parti politique. parce que amul benn parti bu ma adhéré. Sénégal nañu wër yëpp bu fekkee nit nee na sama turam ci parti yam na wax. parce que man nee naa la dafa am loo xam ne dama koy xeex man suma slogan. jamono bu may jóg di defar Grand Yoff suma gox nit ñemewu foon dox di takk or. dañ doon taxaw ne Grand Yoff buñ ko tuddee rek lu bon lañ ciy teg. man maa doon jóg en 2005 di affronter booy ne leen unir tous les membres sous un même idéal d'entente et de solidarité et d'entraide dans la communauté. De faire naître dans l'esprit des populations le sens de responsabilité et de l'autoprise en charge. nit day gëm boppam. may xeex maire yi di ma xeex. parce que yaakaar nañ li may def seen maire yi laa soxla woon. mais ba tey mosuñu ma gis ci benn liste. parce que boobu tey mbër bu fa yëngu si laa doon gën a yëngu tëgg naa ba tëgg Ibamaar. loolu yëpp pour li neexal Grand Yoff jël suma alal dugal ko ci ndawu Grand Yoff fexe ba bandi amatu fa ba ma stopé taxaw si la ñu dugalaat Grand Yoff liste rouge kooku ñeme naa ko ñëpp dégg doomu Grand Yoff yëpp ñu may dégg amul lu ñu def Grand Yoff mbooloo man maa ko créé man maa njëkk affronté xale yi Mariama Niass fekk leen ñëpp di leen daw ma jël booy yi di jël sumay bien di ko def waa Fass fu ne di génn mbër yi mag yëpp a ma xam ma defar leen ba ku si nekk doon li ngay doon man loolu jaaxaluma kon tey bu ma bëggee mobiliser tëwuma mais encore une fois damay bañ ñu ne dafa teel est-ce que waroo dem seeti Jagbo sous-préfet Diallo seeti ko ngeen waxtaan xëy na mu am ay solution yu fa juddu. mais sous-préfet ak préfet ku ko gën a ku ëpp doole. waaw préfet waaw. mais sous-préfet mën na jouer rôle boo xamante ne. médiateur quoi. voilà en tant que médiateur parce que xam nañ ko ci taxawaay bu am solo boobu noonu. waaw exclu wuñu dara xam nga ñun dañu ne la. xam bon c'est juste un conseil. si waaw bu ma lay dénk waaw. honorable député Moustapha Cissé Lo recevoir nañu mu nekk nit ku baax. mais ba ñu ñëwee toog waxtaan ak moom mu déglu lépp. wax ñu fu xam-xamam yegg xam nga nit day gore. yaa ngi dégg waaw man loolu dama ko ci naw. parce que dafa doon nit koo xam ne non seulement. dëggu ku dëggu. mu taxaw wax ñu lu rafet. nañu li ngeen di wax moom rafet na mais man suma xam-xam fii la yem. wax ñu nag dinaa jéem li ma mën su ma ci mënee dinaa def nii ak nangam. mais nag duñ ko balaamee parce que loolu du rôlam. am na koo xam ne parce que nee nañ la le gardien de la constitution. yaa ngi dégg mu am le garant. du haut conseil supérieur de la magistrature lépp lu fa xew Macky Sall mën na ci dara. bien sûr c'est pas parce que bu nit tuddee rek dafay yaakaar ni da nga koy contre wala nangam c'est-à-dire gis nga bu la yàlla mayee nga boot lu toll ni Sénégal boot askan yombul mais di nga yore njaboot bu baax bu sikk bu nangam mais yëpp da nga leen di njaboote. mais est-ce que yow sa problème bi ñu nga fëgg seen bunt ndax boole nga ci le médiateur de la République moom jotuñu si egg loolu moom dëgg la. yaa ngi si àgg ndax. non jotuñu si egg dossier yi mel nii loxo war naa dugg si biir. peut-être waaw ça c'est vrai. loolu yëpp kii nañ ko. souhaité nañ ko. parce que c'est quelqu'un qui est très man li ma lay conseil mooy. jërul xaar. boo jógee fi dès demain. wala lundi. entamer li nga xam mooy projet boobu jëm ko gis. jox ko dossier bi. ndax man xam naa ko tuuti. mais ku dëggul la ci yi moo ko tax a jóg li muy xolam. médiateur dox ci ay problème ngir mu am solution moo koy tax a jóg tout le temps. waay. non macha allah kooku moom vraiment nit ku ñu naw la. d'accord nit ku ñu naw la. vraiment ku gis nga Sénégal. benn bopp la kenn mënu ko xar. mais xam nga lan mooy kii bi rek. le fait que kumba am ndey kumba amul ndey. loolu mooy indi nit ñi di si gis seen bopp léeg-léeg il se voit ignoré. te or que. moom ñoo ko wax un Sénégal pour tous. ñoom ñoo ko wax. ñun ñoo ko bokk c'est le slogan. mais il faut ñu appliquer ko sur le terrain. dernière question Modou Mbacké. est-ce que yaa ngi dem ci sa ñi nga àndal yaa ngi wax ne seen collectif bi 91 personnes. yu ñu dàq. ñoom la ëmb. ndax seen nekkin socialement dundin gi ndax am na ci lu ñu jàpp mbaa seen condition de vie fu mu toll jamono ji tembe ndax tam yàgg na métti na. waaw d'accord xam nga nit ñëpp mënuñu yem. parce que am na ñoo xam ne yàlla moo koy def ci ñoom. c'est-à-dire boo leen jàppul ni leen dugg leen fii rek duñ dem. comprendre nga yàlla mooy tëggee mindee waay bien sûr waay am na ñoo xam ne seen sëy tas na si non mais du ci ñàkk xam nga parfois dafa am yoo xam ne mënoo ko wax ñii par exemple keroog ci arrêté bi
parce que boo xoolee seen doom yi nekkoon privé ñi jàngatuñu. da ngay obligé dem dugal leen public. parce que yaa ngi dégg besoin primaire yaa ngi taxaw. Sénégal dafa bëri ay événements. am na affaire yu bëri nii nangam. xam nga lu léegi nag yow boo tegee di wax dëgg ñu ne non waru ko woon waxee noonu. dafa waroon tàngam. moo tax Sénégal warutuñ toll fi nga xam ne. lépp lu ñuy def ci marché bi ngay dem teg ko fa. dafa war a nekk foo xam ne il faut ñu respecter. citoyen bu am carte d'identité sénégalaise. dañu war a xam ne tu es un citoyen. dañ la war a respecter. parce que mais article bay ko wax. tout à fait il faut respecter tout citoyen. mais fii kumba am ndey kumba amul ndey loolu baaxul il faut vraiment. jërëjëf Abdou Diédhiou muy coordonnateur des ex-employés de SAIPEM SA ñu doon waxtaanee SAIPEM SA les employés courent toujours derrière leurs indemnités donc mu nekkoon actualité boo xamante ne ci kanam tuuti du ñàkk ñu dellu si waat ci ak Modou Mbacké Niang ngir mu jeexal ay questions am ñu ànd ak nag monsieur Ibrahima Magatte Diallo muy président de commission d'organisation du don de sang Ibrahima ma bëggoon ñu waxtaan tuuti ci mouvement national des jeunes de la confédération des syndicats autonomes du Sénégal kañ la juddu ak lan mooy priorité ci ay démarches en général. voilà Nicolas maa ngi lay nuyu. nuyuwaat di nuyu ñi ma bokkal plateau bi. ñu lay fay di nuyu ñëpp ñuy seetaan émission bi. CSA comme ni nga ko waxee mooy confédération des syndicats autonomes du Sénégal donc mu ngi juddu ci 21 novembre pardon du moins 16 février 1997. 97 waaw d'accord. mouvement des jeunes si biir confédération bi la bokk dafa mouvement des jeunes dafa mouvement des femmes. mouvement des jeunes dirigé par le camarade Ibrahima Fall. moom moo waroon ñëw sax. mu am empêchement. d'accord mu yabal ma. voilà xam naa dafa jàpp ne yow yaa gën a télégénique moom moo tax mu uti empêchement ngir bàyyi la yow nga ñëw ñu waxtaanee ko waaw mais terewul dama bëggoon rek nga wax ma en général lan mooy nekk seen i activité lan mooy nekk seen i ay démarches par rapport à la population par rapport ak réew mi taxawaay bi lan la. waaw xam nga confédération des syndicats autonomes du Sénégal. ay syndicats ñoo fa nekk. waaw dégg nañ ci syndicat waaw. boo déggee centrale syndical ay syndicats ñoo fa nekk dafa am ay syndicats de base. léegi képp kuy syndicat de base bu bokk ci centrale bi rek. say jeunes bokk nañ ci mouvement des jeunes. say jigéen bokk nañ ci mouvement des femmes. des femmes d'accord. léegi mouvement des jeunes nag. oui ñun dañu bëgg a def syndicalisme autrement. dañuy dégg nit ñi en général naan syndicalistes yi dañuy kaas rek dañuy kaas. syndicat bu ñu ko waxee moom ñax waaw bu kaas jotee ñu kaas mais tamit dañuy proposer. dañuy participer si luy doxal dëkk bi. très bien te récemment li nga jàpp ne que ne da ngeen di participer ci développement réew mi est-ce que mën nga ma ci am yenn yoo ma ci limal parce que 97 nga ma wax à nos jours. du ñàkk am na yoo xamante ne ça doit être palpable loo xamante ne dañ ko war a laal di ko dund xam ne lii. yéen yaa leen def jéego yooyu noonu. waaw xam nga travailleurs yi. seeni jafe-jafe. ñun ñoo ko war a saafara ñoo koy porter ñooy porter le combat am na si combat yu bëri yu ñu réussir macha allah mais si côté social bi. laa lay marqué yi ngeen jot a réussir. maanaam des travailleurs les reclassés de 2006. reclassés 2006. waaw amoon nañ benn jafe-jafe bu ñu amoon. mais yàlla suturaal nañu biñ ko porté yàlla indi na ci saafara. d'accord waaw c'est-à-dire en même temps vous êtes des stratèges. waaw ngeen di teg ay stratégies. voilà te récemment. centre de transfusion def nañ benn appel. pour nit ñi mën a ñëw maye deret. waaw parce que ñii nekk ci hôpital bi ay liggéeykat lañ suñuy rakk lañ suñuy sœur lañ suñuy papa lañ suñuy yaay lañ. chef de l'État tamit def na appel pour nit ñi ñëw mën a maye. lii sax ñun. xalaatoon nañ ko yenn ci sénégalais yi naan appel bi rafet na waaye mu jiitu ci moo gënoon. voilà maanaam ñu gis ko mu dem maye ji deret ànd ak yi ñenn ci gouvernement am bu ko defee sénégalais yi yeneen dinañ ci mën a topp. waaw loolu c'est l'idéal. mais ñun Sénégal moo ñu ñor. ñun bu ñu déggee ñu ne lii day defar rek ñun duñ ci xaar kenn. d'accord léegi situation bu mel nii comme yéen defar nga leen tax a jóg. SAIPEM SA bi dégg nga seen jafe-jafe bi nga xamante ne ñoo ngi yéeg di wàcc boobu ba tey. te ba tey gisaguñu solution est-ce que jàpp ngeen ne tey yéen war ngeen mën a teg ay stratégie ba ñoom ñu mun cee gis seen bopp parce que 91 sénégalais amaana que nekk na nombre bu am solo. waaw loolu dëgg la mais xam nga li may wax foofu rek mooy xëy na ñoom. parce que li mu wax yëpp man dégguma ci mu ne am nañ syndicat. xaw ma ndax am na wala amut. mais jàppoon naa ne ñoom bu ñu duggoon ci syndicat ba syndicat boobu affilié wu ci benn centrale. kii bi dinañ ko porter. parce que loolu rek moo leen fi tax a toog. bu ñu bokkoon ci benn centrale.
ñooñu dañ porter combat bi. duñu gis amu leen syndicat. non amu leen syndicat. voilà mu ngi noonu ñoom amuñu syndicat. xëy na bu ñu amoon syndicat ça pose un problème. bu ñu amoon syndicat d'après vous. dama ne. xam nga nit sa àq ak sa yelleef. syndicat sax waru la ko laajal. loolu ça doit être automatique. très bien yow mi may liggéeyloo. waroo xaar may dóor ci table pour nga jox ma. yaa ma liggéeyloo. donc boo war a fay jotee da ma war a fay. donc warul sax am syndicat. mais comme dañuy wax nañ jàpp ne bu la fayu tamit dafa nekk ci ay jafe-jafe dafa nekk ci ay diggu doom. mais lépp dañ koy waxtaane. d'accord très bien lépp dañ koy waxtaane. dëgg la léegi ñoom bu ñu ñëwoon ci centrale bi bokk fa. seen i jafe-jafe ñun dinañ ko xam. ba pare xam nu ñu leen di taxaw parce que mënoo jàppale tamit koo xamul problème. tey laa ko doog a gis fii tey laa mës a dégg. li mu wax. très bien voilà ngeen am nag journée bu am solo boo xamante ne yaa ngeen koy taxawal foofu ca Parcelles Assainies ce sera le 10 août incha allah. ngeen ne en face poste de santé Moustapha Seydi Djamil boobu ban unité la. unité 22 la nekk. unité 22. waaw d'accord journée bi naka la nar a tëddee lan moo war a nekk programme bi. ci don de sang bi c'est vrai que don de sang la waaw mais xëy na du ñàkk ngeen am comme yéen da ngeen di def syndicalisme autrement. xëy na mu am beneen anam boo leen ko bëgg a defee naka ngeen ko bëgg a organiser. waaw xam nga don de sang moom ku ci nekk xam nga ko nu muy doxee. ñëw may deret dem. dinañ ñëw 7 heures installé waa centre ba. dinañ leen installé. chapiteau yeeg. waaw ba ñu installé lépp bu ñu installé rek mot de bienvenue après ñu commencé. waaw ñu commencé. mais deret moom nu mu mel. waaw xam nga nit ñi dañuy ragal loolu sénégalais yi. waaw parce que dañuy dégg may deret rek mu yóbbu leen foo xamante ni xëy na yeggu fa. moo tax mooy profité fii si seen antenne bi pour yëgal autorités yi dañu war a di sensibiliser nit ñi xam may deret lan moo ci nekk ban njëriñ moo ci nekk. parce que yow boo ko xamul rek njàqare la lay jural te boo jàqee rek doo mën a dem. te ku ci nekk ci nit ñi war nga am culture boobu nga toog quelque temps nga dem maye parce que deret boobu ngay maye yaa ngi sauver ay nit. donc ñun loolu war nañ ko intégrer. te nee nañ boo mayee deret sax ay quelques minutes deret bi ñëwaat. dellusiwaat ci yow waaw. c'est important waaw parce que nekk na loo xamante ne. waaw peut-être loolu techniciens yi ñoom dinañ ci kii quoi. tout à fait mais li ma ci gën a soxal mooy. nit ñi nañuy mayee deret. d'accord parce que am na ñu tëdd ci hôpital tey bu ñu leen mayee deret dana leen jàppale. d'accord waaw très bien noo gisee initiative bi en tant que porteuse de voix xam naa ne yow moom du ñàkk moom nga dëkk ci mayee deret. parce que Grand Yoff moom tey nga dégg Guigui suba nga dégg Ba. ndeysaan madame Khadijatou Niang Ba. macha allah ñuy def jéego yi rafet ku ci mel ni Guigui moom maa ngi koy kontaane nekk sama grande sœur. teg projet bu am solo yow gis nga sax damay gis nga ciy liggéey ak moom. vraiment loolu nekk lu rafet waruñoo xaar sax ñu koy wax dañ ko war di def temps en temps. parce que kenn xamul fan la. xalaatoo def benn single bu bees tuddee ko don de sang mais deret njëriñ bi. boobaa yow yaa ma ciy financé. amul benn problème pare naa pour def ko man moom maay DTV. waaw kon jeex na donc DTV rek yow moom xam nga yaa ngi biir DTV. waaw te sama kër la it incha allah waaw warul mën a jafe. Modou Mbacke xanaa loolu moom ca date bu mag bi muy le 10 xanaa war nañ la fa mën a seetu bu nekkee demoo Touba. waaw bu fekkee demoo Touba. waaw ndax ñu ngi koy Modou Mbacke yow kañ nga mujj maye deret sax. yàgg na tuuti waaw def na ay 3 mois. maa ngi yow a yem rek. waaw mooy bi ñuy mujj dem. waaw maa ngi yow a yem rek. Mame Diarra maye ko de am na solo moom. Mame Diarra looy wax ci maye deret bi. nekk na loo xam ne lu am solo la parce que man dama jàpp ne don de sang sa devoir la. man devoir laa ko def. que ni nit ku ne donc bul xaar sax ñu laaj la ko donc ko war a joxe. parce que benn vie boo sauvé rek yàlla bindal na la ko ay tiyaaba yu bëri te fay yàlla moo ëpp fayu nit. kon na gaa yi jóg dem di maye deret dafa nekk loo xam ne ñun sax dañ koy organiser. dafa nekk lu essentiel ci dundu doomu aadama man devoir laa ko def devoir la pour man kon nañ maye deret. d'accord mais Mame Diarra yaa ngi jongama de. waajal rek waajal rek. yaa ngi jongama de. waajal. oui macha allah. d'accord très bien léegi nag ñu bëggoon ñu bàyyi la nga def sa mot de la fin nga expliquer ñu exactement bés bi ni mu nar a demee ne nga 7h 8h ñu teg chapiteau yi installé institut bi ngir comme ça fépp fu doomu Parcelles nekk doomu banlieue doomu Sénégal mën a ñëw wuy si ci yëf bu noble bi muy may deret. waaw li ma ci wax rek mooy. di wootewaat suñu camarades yi ñu nekk fépp ci Sénégal rawatina ñu nekk ci Dakar ñoo xam ni ñoo gën a accessible ñu ñëw ci bés bi pour taaral bés bi parce que lii ñuy def nii social bu ci nekk kenn xamul fay bi fu mu yem donc ku nekk war nga ko jël def ko sa mbiru bopp jàpp ni ki may sauver sama mbokk la wala ki may sauver ñoo bokk liggéey wala ki may sauver sama rakk la wala sama jigéen la donc il faut ñun ñëpp ñu doxee ci loolu di profito di woo suñu camarades yu nekk CNTS di leen woo ci bis bi
courrier yi dem na sax di leen ko fàttali di ko fàttali waa UNSAS di ko fàttali waa UDTS waa CNTS FC ak waa Charisme. donc ñu ngi woo képp kuy liggéeykat. ku ko mën. bu subaa nga ñëw fekk ñu fële ne Parcelles Assainies unité 22. gannaaw police bi ci wetu poste de santé Serigne Moustapha Sy Djamil foofu lañ koy defee incha allah. di profiter tamit di remercier suñu kilifa yi. d'accord parce que suba si la. suba si waaw. suba le 10 waaw le 10. parce que ñun ay ndaw rek lañ ci biir centrale bi. d'accord xëy na bu ñu wóoloo dénk ñu li du suñu xam-xam wala suñu leneen. yaakaar la rek. yaakaar boobu ñu am si ñun nag yàlla bu ko yàlla tas. amiin yàlla nañu yàlla may ndam ba ñu réussir lii. amiin di remercier le président Fall. parce que jël nit jiital ko tamit. mu jël cër boobu noonu di la ko delloo. koo tamit ku baax rek moo ko mën. di ko remercier remercier Elimane Diouf suñu secrétaire général national. di ko wax ni vraiment jeunes yi kontaan nañ ci moom. d'accord waaw. waa ji bëgg président ngi nii. président ban. président rek. président boo ko defee leneen lu dul président du bokk de day bàyyi. non boo nee waaj dafa bëgg président. gisoo président de commission la d'organisation du. waaw ma leeral foofu. ah ok man si mouvement des jeunes. man je suis le secrétaire administratif. gis nga li may waxati. bi ñu waxtaanee suñu biir nag. lañ ma dénk Daouda Sangal. gis nga. président waaw mooy président dégg nga. dégg nga li mu la wax. non président bi Ibrahima Fall la. très bien merci beaucoup monsieur Ibrahima Maguette. di invité tamit ñoom Dieng. jaajëf waaw. di leen invité waaw. ak yéen ñëpp ngeen ñëw taaral. d'accord très bien vraiment. léegi daal yow ñoom daal ginnaaw amuñu syndicat daal yéen amu leen benn stratégie. déedéet bu ñëwee suba. waaw dinañ waxtaan. d'accord xool luñ ci mën. ak luñ leen mën a xelal. d'accord waaw parce que Sénégal tam ñun ñoo ko bokk. dëgg la ñun ñëpp dañu war a bokk ci li koy defar. en tout cas bu ñëwee. waaw waxuma dinañ saafara ay kiyam de. waaw mais xel. parce que CSA centrale bi lépp a ngi fa. macha allah métier boo laal mu ngi fa. dëgg la donc koo xelal du fa ñàkk. donc yaakaar nañ ni suba di ngeen ñëw. dégg naa animateurs yi leen jaaxal nag. ko métier bu ne ah. animateurs yi ñoo war ngeen am syndicat yi itam de. ah lu ñuy doy syndicat. ah bon. animateur lu muy doy syndicat moom wax mooy. syndicat bopp ngeen. waaw moom wax mooy. buñ ma fay nga seet. li ngeen di wax. ba ma ñëw taxaw ba ma sañ sa fii ba ñëw taxaw ne bonsoir kii kañ ngeen ñuy fay. Très bien, de son vrai nom Moussa Diouf. Moussa, from Baol. Ouais. 2004 nga commencé sa carrière pratiquement. Mais à un moment donné nga jóge Baol ñëw Dakar. Mais avant am na lu judd ci biir Baol parce que yàgg nga di organiser ay showcase foofu yenn gars yi di ñëw. lu ci wenn ay ñoom One Pack. One Pack moom miin nañ ko fii ci toi-même tu sais même mu nekkee bitim réew saa yu ñëwee ànd ak nasaraan yi dañuy ñëw fii ñu def spectacle bu mag. donc aujourd'hui balaa ñi ma bëggoon ñu dugg ci biir cursus bi wala carrière bi dama bëggoon nga wax ma de manière globale wala générale. comment vous voyez le hip hop jamono jii nii au Sénégal naka nga ko gisee avancement arrière lan la. nice laa lay wax avancement. nice avancement parce que gars yi ñu ngi job ñu ngi nice côté yëpp quoi. vraiment mi ngi. rabu démb ak rabu tey ban moo gën a riche ban moo gën a. non dans le sens parce que ay côté quoi dafa am ay différence quoi mais mënul ñàkk quoi parce que li xewoon démb ak li xew tey bokkul quoi. demee noonu ay 90. ak 2018. xam nga am na ay mënul bokk quoi. mënul bokk mais évolution day am ci côté image yi. gars yi ñoo leen gënoon a tàng de. ñoo leen ci bind bi. waaw maa ngi ñëw bu évolution day am ci côté image yi côté musique bi ni muy demee xam nga et tout mais. côté écriture bi booy xool old school yi ñoo gënoon di gën a joxoon am doole seen écriture par rapport ak underground bi lay mais terewul ñi léegi tamit dañuy bind lu nice xam nga affaire yi noonu lay demee quoi mais juste expérience bi grand yi amoon lu bëri day manqué juste ci underground parce que léegi vite fait la quoi am nga ñëw tàmbali rap tey affaire yi tàq tey quoi léegi am na expérience bu bëri bu waroon a dund si diggante bi doo ko dund quoi juste loolu moom mooy des mais da nga ci gis kenn ci rappeurs yi kenn li ngay wax ne dafa mel ni c'est un vécu dafa am kenn ku koy dund wala ñu koy dund pas ay cité ay non mais da ngay gis ne xam ni noonu lay demee quoi juste da ngay gis ci joobu gars yi da nga xam ne nii peut-être talent bi dafay nekk mais am na lu manqué juste mooy expérience bi te loolu da nga ko war a dund quoi juste loolu différence bi loolu la mais côté musique bi et tout bon day gën di évoluer day gën di nekk doomu Bawol ba pare taamoo leen lu rap parce que rap moom a taamu quand même rap man depuis 2004 mu fekk ba sa kër fëgg ma maire bi ubbi mu nekkool maire seetu ma la Moussa Diouf la am na benn mesure bi ma ciy wax mais dafa xaw a vulgaire doo ko mën wax mais bi ma ko expliquer ci rap maam bi ñuy nekk booy la nekk si
waaw moom laa bu ñu lay wàccee léegi xam nga loolu langage de la vie la mais doo ko mën utiliser fii quoi. très bien mais léegi nii boo ma doon defal ego trip vite fait très rapidement balaa ñuy dem page pub loo ma ci mën a may. ok maa man booy ci ënd bi. grand yi ci man la ñuy muslu. maay def bruit yëkkati pënd bi neel technique ku ñu tiimale 12 coups. pas de def ses di leen baat di leen saaga ak pes. xam nga maay kan tiib ak du maykal bandi ci maañ la te am nañu kàttan dugg suñu garde seet ñooy faat sa bakkan kon xaalil ma géew bu mu yaatu maay sa candidat nag ma sànnil carte ma duma ma sa jeng di mandi kat dama bind ba damm xale mi naan daay tax gaa yi jàpp bàkk ma bind kat bi may def par temps yaa ngi tooj ban yaa ngi toog ban bi may rab ci temps yaa ngi tej temps cëm sama gars yi ñoo ñàng de waa Bawol Bawol sa mbokk la de Bawol day soo ko jóg sax mais may ko ci kanam tuuti xam nga soo ko jóg kii 2004 ba léegi kii ay toxal la na àndal kii dem na ci studio def dara bu Gaston comment nga waaye xam nga rap 2004 ba léegi ci rap des na tuuti ba tey parce que 2004 boobu génne dara quoi juste ñun 2004 laay tàmbali di nekk ci rap bi premier single ay battle parce que ma kii foofu tuuti premier single bi ñu def ñu ngi ko dédié c'est Amadou Bamba Khadim Rassoul mooy suñu premier single groupe bi mi ngi tuddoon Meññeefu Mbedd mi waaw mais avant Meññeefu Mbedd balaa Jolof ana ñi nga bokkaloon Meññeefu Mbedd mooy moom laa la bëgg a leeral sànq nii One Pac moom ñu bëri dañu koy jaawal du One Pac par rapport bi ngay wax bi nga ko teg d'accord waaw One Pac boobu mi ngi nekk Bawol moom moo créé groupe bi sax One Pac la ni ko du Këf Mike ak Undive ñun ñoo tegoon groupe bi Meññeefu Mbedd bi. yow noo tuddoon. Moses mais avant Moses kii moo njëkkoon nekk friend of the mic quoi comme nga ni l'ami du micro. d'accord et après lañ jëw def comme gars yi Moses ñu indi Moses bi après ñëw teg ko. dafa mel ni Moses sax moo gën a original. moo gën a original waaw moo gën parce que bi ñu ko jëlee ba léegi gars yi ñu naaj après ñu continuer ko ak loolu. léegi nag 2009 2010 ci lañ ñëwee ci lañ intégré def dara ak Gaston après di job ak yéeg seen kaw ak def dara moo tax ñu am xamante ak ci benn son bu ñuy wax. mu lu si yéen après intégré def dara. bokk ci albumu tuuti wax job lu bëri bokk ci ay mixtape Red Line def na mixtape ñu bokk na ci mixtape Red Zone bu Medina di record extra ak yeneen yoo xam ne récemment def nañ ko quoi. lan mooy say relation ak rappeurs yi en général ñii nga bokk ak génération est-ce que am ngeen ay relation est-ce que yaa ngi bàyyi xel pour liggéey ak ñoom def ay featuring est-ce que loolu bokk relation yi naaj na parce que man damay teg benn show chaque année Mbacke Bawol bon boo xam annuel la booy xool rapport yi ngay dégg fii yëpp koo lim rek mën naa la andi naa ko foofu waaw ñoom ñëpp ba doo fa teg ay sono 100 000 francs non lu leer la ñuy teg foofu lu naaj andi nañ fii boo limee da ngay am ñooy bàyyi quoi mais ñi ngay dégg yëpp andi nañ ko te ñu ngi koy waaj a defaat récemment buñ tabaskee ba am 2 jours da ngay liggéey en collaboration ak Kaay ou pas Kaay suñu grand la mais liggéeyuñu quoi mais yàgg na def ay événements aussi di ñu si boole quoi defoon nañu ay événements yoo xam ne Diourbel yu nice vraiment woo ñu jóge Mbacke ñëw participer quoi parce que moom mi ngi joobal côté boobu lu nice quoi d'accord mais jóobuñu ensemble quand même très bien léegi ban morceau nga ñuy proposer tout à l'heure jigéen bi di daw nice na ak wala clip bu mujj bi ça dépend ça dépend yow yaay décidé man décidé ça dépend de vous man nga indi am na lu bees bi bu bees bi kon yow xanaa yaay manager bi. waaw moom day jàpp ci combat bi. léegi ban nga bëgg mu joué. dama yaakaar bees bi moom lu neex bi. ouais parce que lu bees bi mooy liñ ci ñam démb. li ci ñam démb macha allah. moo tax ma ne lu bees bi. kon yow léegi da ngay écoute. waaw damay def. xam nga ne parce que lu bees sama mbokk bool lam. sama frère lam. faaw ñu teg la ko. lu bees moo gën a. dafay am solo c'est important. très bien princesse Gamel mais Mame Diarra waxoo dara ci Gamel de. ba léegi lu tax. wax dëgg yàlla dama xaar nga fëgg ma rek. waaw fëgg naa la. fëgg naa la waaw tey da ngaa gën a jong man tey. tey Pune Fashion. nii day la koy defee. waaw ana madame Diouf. mu ngi fi di baax rek. nu mu def. mu ngi fi di baax rek. mu ngi ci jàmm. mu ngi ci jàmm bu baax. très bien madame Diouf moom ñu ngi koy nuyu bu baax a baax a baax. yow sax da ngaa tuxu léegi. maa nga Kër Massar. damaa gën a sori léegi. waaw yaa ngi gën a sori nag gis nga de maa nga Kër Massar rek. waaw première dame ñaan naa ko kër de pour yow. waaw El Hadj Sala wax na Pape Ousmane Modou Mbacké te yaa muy waxal ba. waaw moom première dame ak son excellence. comme que wax ngeen ci combat bi yéen a ma yóbbaale. d'accord yaakaar naa ni président dégg na soxna Marième Faye Sall dégg na. man sax moom laa gën a fan ci président Sall. man moom. yow ci première dame nga gën a kii. waaw moom dafa gis daal moom voilà président Macky xanaa dafa am nu mu demee. waaw non Macky. dala dóor galgal. da daan ñëw Touba. bala mu daan wax day xaar ñu ñëw. waaw bi mu faloo
ci ba léegi déggatuma ko fenn. ah bon loolu dama ko denc. ba da ngay dëggal li jéey di wax. jéey na gars yi bu ñu leen tapé nombre tànk rek. suba dañuy dem ci opérateur bi. doon ko topp 2007 bi ñëwee Touba. tournée bi yëpp. jamono bi Serigne Saliou di làqu. président Cissé loo xam ne li ñuy wax. moom fekk nañ ko fu ne ci Touba. di ko fa interviewé. même sorti Touba sax dañ ko daan interviewé. dañ ko ànd ak moom. waaw dëgg la. nga xam ni kon def nañ lu bëri. ci zone boobu. bien sûr. boobu maa ngi nekk rajo bu ñuy wax 10 FM Mbacké. ñi fa nekk ñi may dégg bu baax. président Sall booba xam naa nag. antenne boobu mu ngi émettre ba léegi rajo boobu mi ngi émettre ba tey mi ngi émettre ba tey. mais booba xam naa situation la woon. ndax booba mi ngi soo génn PDS. li ma gën a fàttaliwu ci moom sax ndeysaan maa ngi ko doon njëkk a interviewé booba ci bi ñuy ubbi jumaa Taïf. président Sall boobu bu fàttali ko. wala ñi àndoon ak moom. bi ñuy ubbi jumaa Taïf. dafa ñëw sax booba en retard. dafa ñëw booba en retard. fekk njulli ba pare. boobu ma koy interviewé noonu mu dal yaru neex ma. waaye gis naa la faroog léegi moom. day ak gàtt gi rek. d'accord kon jamono yi daal première dame mooy sa xarit. première dame mooy sama xarit. très bien Mame Diarra Gamel dëkk Grand Yoff di def ay musique yu am solo nit ñi di ci gis seen bopp. vidéo yi tamit di rafet muy jigéen comme yow du ñàkk nga am lenn loo bëgg a waxtaan ak moom wala loo ko laaj ci musique bi nga xamante ne moom lay def. dama koy encourager rek ndax xam nga woy dafa metti rawatina si jigéen. woy nekk na loo xam ne man sama option la woon. dama ko bëggoon. woy Mame Diarra. Nicolas man dama daan taasu sax dama daan dem fu xew am rek. maa ñëwal ñu xool ma jël micro ba. yaa ngi génn gaaw yow temps bi ngay téye fu mu nekk yow. yow ñu ngi nekk terrain ñu ngi fii lañ nekk ngay daw. mu yow. ñàkk dégg daaj rek. xay non en fait comme yow ci rab bi nga gën a kii moo tax. déedéet li mu téye sax du temps amul loolu amul. damaa bàyyi taasu. waaw mais may ñu benn léegi taasul pour monsieur Ba bu ndaw rek benn affaire bu gàtt rek ma xam waaw. nga ne loo ko wax nga ne ko. booy wut jëkkër bu ko coppati ne ko rik ca digg ba na rafet te sant ba jëkkëru ba ween jafe na rafet te sant ba jëkkëru ba ween jafe na. macha allah. dégg daaj de. waaw. lii nag boo ko woowee noonu tey sa soxna si moom ay lii boo ko woowee noonu sa soxna si. yow lay woy yow. moom laa koy woowee. lii Mame Diarra wax lii laa koy woowee. moom monsieur Bala. déedéet boobaa dama naan lu baax lu neex lu rafet. pour madame Guèye Marie boobaa loolu laay wax. loolu fort na. jor nga. très bien ñu bàyyi Mame Diarra bu daaneel. comme ni ma ko waxee rek mu nekk loo xam ne nag daf ma neexoon dama daan dem si xew yi taasu sama yaay jël bale taxaw di ma dàkkañ. jàppal leen ma ko parce que man sama yaay bëggul woon nit ñi may fës daal nit ñi di ma gis. mais xam nga rek mooy comme ku nekk ak sa destin bi la yàlla bindal. ngay jaar mais ma dégg léegi li nga woy sànq mu nekk xam nga woy wax bu ñu suukar la dëgg la boo amee tuuti dégg rek da nga koy dégg dëgg la te dégg naa ci woy bi nga ne sa xarit moo coppati sa waay dëgg la te xam nga comme l'amour est une graine d'arachide semée par la femme cultivée par l'homme arrosée par les enfants dafa neex émission bi jeex na lay la xam nga loolu day neex. waaw xarit dafa neex ci xol. dëgg la waaye sa waay ku ko coppati sa xol xasan. dëgg la ndax sa waay doo ko yemale gaay. loolu dafa bis leer boo jëlee sa waay yemale ko gaañi. nekkatul sa waay ci gaañi la. dëgg la neex na trop macha allah kontaan naa merci beaucoup. yooyu. parce que xam nga tubaab dafa ne. la musique c'est l'art de combiner les sons. d'une manière agréable à l'oreille. très bien te définition boobu boo ko déggee. waaw di nga xam ne mélodie bi mu ngi fi. ak contenu bi macha allah. merci beaucoup waaw di ko fàttali nag suñu bis bi. parce que ñoom askan bi li ñuy way yëpp. dëgg la askan bi lay dellu. très bien loolu dinañ ci dellu si waat léegi nii. parrain bi non dama ko. yaa ngi fii ñu ngi fii c'est toi-même tu sais. yaa ma ñoo far lu mu ci mënti doon fii lay xewee sur la machine de toutes les télévisions sénégalaises. on se retrouve tout de suite après cette page de pub. nañu mos tuuti Moses ginnaaw moom Gamel am na lu mu def. ñu xool léegi Moses lu muy def c'est tout de suite. Merci. Car International est une filiale du groupe Car Espagne. Car International évolue dans le domaine du vitrage et de l'aluminium. Ce secteur requiert un niveau très élevé de spécialisation, de performance et de créativité.
La qualité est le credo de notre entreprise. Qui dit qualité, dit sécurité, donc contrôle et finition. Car International a lancé Car Service afin de répondre aux exigences du secteur et intervient dans tous les domaines de la construction. Vitrage, polissage, biseautage, double vitrage de 125 pièces jour, toute dimension, cintrage, rond et demi-rond, alucubon, mécanisation pièces. Car International a une capacité de production de 350 portes et fenêtres par mois avec un système industriel pointu, des locaux normés, des techniciens expérimentés sous la houlette d'un directeur et d'un chef de production espagnol. Car International. Rentrée politique du mouvement Tchabibi. Monsieur Pape Abdoulaye Bouya Sissoko, plus connu sous le nom de Prince. Prince du promoteur ou PABC Events. Nga xam ni mooy organiser combat de lutte yu mag yooyu. Nga xam ni mbëri dañ ko jox bopp lool. Moo indi li nga xam ni moom moo di rentrée politique am ci mouvement bi di Tchabibi dimanche 19 août ca Parcelles Assainies unité 10 ko ñu motloo. Ñu fay xaar Papa Sow, di fa xaar Yékini Junior, di fa xaar Moussa Dioum ak l'ensemble des lutteurs des Parcelles Assainies. Ci présidence d'honneur Monsieur Youssou Ndour, président au groupe Futur Média, Monsieur Famara Ibrahima Sagna, Monsieur Ousmane Tanor Dia, Monsieur Moustapha Niass, Monsieur Boubacar Diallo alias DJ Boubs. Rentrée politique Bobu Naka, ce sera sous la présidence d'honneur de Madame Marième Faisal, première dame de la République du Sénégal, Monsieur Mamboy Diao, directeur des services fiscaux des impôts et domaines, haut responsable politique APR, Monsieur Matarba, ministre des Sports, Dr Cheikh Kanté, ministre Binudenk Plan Sénégal émergent, Monsieur Amadou Ba, ministre de l'économie, des finances et du plan, Monsieur Cheikh Omar Anne, directeur général Boukoud, Maître Diordiagne, avocat à la cour, Monsieur Keba Kanté, président mouvement Njambour Ladek, Monsieur Gofay, mouvement réaction, Malamine Diabaté, DG International Consulting, Mbaye John, maire de Ngundiane, Monsieur Mbaye Faye, directeur général du CSTP, ak mouvement de soutien au président Macky Sall, yep, Andendokkan, qui dit invité d'honneur di Gaston Mbeng, qui dit Abdou Aziz Ndiaye, directeur général bu ABC, Aziz Business Company, Monsieur Pape Abdou Fall, promoteur, Ndeye Ndiaye Tyson, ak bépp promoteur de lutte, Mohamed Daw Tyson, di ci woo Zos, di ci woo Site, Bassirou Babou ak l'ensemble des managers, Djili Lo, opérateur économique, Abdou Karim Sall, patron de la banlieue, directeur général bu ARTP, Monsieur Aboubakar Sadir Bey, DG Port autonome de Dakar, Iliman Lam, opérateur économique, Maître Omar Youm, ministre directeur de cabinet du président de la République, Malamine Diabaté, DG IC Business School, Prince Lo double ci mouvement Tchabibi, mu ne wër Sénégal yëpp di wane liggéeyu président Macky Sall ndax dama fier ci moom, dama fier ci arène nationale bi, fier ci Dakar Arena bi, ma ne ko kon Prince yaa nga ca biir kuy sa partenaire bu njëkk mu ne Cheikh Mbaye président mouvement sa dëgg-dëgg lu ne fang kenn du ko jeex. xol bi ba defeetuma la dara soxla wu ma leneen baby fi yow yaa fi nekk yow laa taamu yow laa wóolu yow rek yaa may daaneel yeah yeah oh maa ngi doon wër léegi gis naa la dama doon yóotu léegi jot naa la melatuma leneen gisatuma leneen oh yeah yeah xel del foo tere na nga nelaw ni xol bi yàgg moom my beautiful girl yow bu la dara metti maa ngi sa wet kon doo ma sa wet ndax du ma la seetaan benn yoon kon bul bàyyi bul bàyyi bul bàyyi lu mu metti metti bul bàyyi kon bul bàyyi bul bàyyi bul bàyyi
neex bi may nooyi géeju mbégte bi may fay nii bëtu mbëggeel yi nga may xoolee xam naa ni xool bi maa si nekk dama dox si moom bu leen ma ko jàppe bu dul woon ak moom man ma doon laabe damay aaj ci kaw di ma nabb naabe di ma wax lu neex may ma jàmm laabe moo ko pooj mani feeling am caay moo ko pooj mën a sanc dëgg daaj moo ko pooj gone gii moom daal dafa nëq dëkk sama koko ba ne yaa may sàppali sama suukar beek yaa may toppatoo naan ma jugal lekk yow man nga ma ñetti romb dubal jekk naa la wayal ba nga beeg say jugal fekk kon bul bàyyi bul bàyyi bul bàyyi lu metti metti yaa bul bàyyi kon bul bàyyi bul bàyyi bul bàyyi lu metti metti yaa bul bàyyi doonal sama jaaga may sa jon nga doon sama baana may sa pen nga doon sama soxna may sa wàlli mbëggeel dafa ne man seede naa li man la xale yi wër yow xam nga fu ma nekk da nga jekk ci kër neex na xëy ni la jàkk sama paradise damay wax lu neex man sama sukk bon ni li ñuy dund du jeex moom mbëggeel gi ci man mën naa waan ni dëgg la cofeel bi ma am ci yow mën naa waan ni dëgg la yaa may sàppali sama suukar beek yaa may toppatoo naan ma jugal lekk yow man nga ma ñett romb dubal jekk naa la wayal ba nga beeg say jugal fekk kon bul bàyyi bul bàyyi bul bàyyi lu metti metti yaa bul bàyyi kon bul bàyyi bul bàyyi bul bàyyi lu metti metti yaa bul bàyyi yaa may sàppali sama suukar beek yaa may toppatoo naan ma jugal lekk yow man nga ma ñett romb dubal jekk naa la wayal ba nga beeg say jugal fekk Yes. Snap en direct sur les antennes de la DTV. Merci beaucoup Moses de son vrai nom, Moussa Diouf, from Baol bien sûr. Donc dans toi-même tu sais ce soir ngir ñu waxtaanee carrière bi dégg ngeen morceau bu am solo bi bàyyil ma micro bi fee ci kaw s'il vous plaît Moses nga ñëw sur ce plateau Modou Mbacké maa ngi lay xaar yow ak Mame Diarra Pouné Fashion. Deuxième partie dans toi-même tu sais le rendez-vous incontournable qui se déroule du lundi au vendredi 17h 19h les meilleurs moments de votre journée. Li ñuy def nag mooy di def mention spéciale à tous les Sénégalais de l'extérieur de la diaspora qui nous suivent grâce à l'application DTV Sénégal ou bien le site internet www.dtv.sn. dama doon snap en direct quoi xam nga snap dama xew yaa ngi snap. mais instant bi snap bi nga juutal. waaw non parce que yow laay xool yow laay snap nii ci perte te yëgoo ko dama garaaw de oui ma yow. da nga ñaan buur bi. snap waaw li ma ko def bariwul nag. ah li kan moo la ko def loo. li ma ko def bariwul. bariwul ah bariwul. d'accord. moom dama débranché quoi. nga débranché quoi yow débranché woo de yow yaa branché nag ci boppam. li ñuy def nag mooy ànd ak Mame Diarra léegi nii ci lañ bokk ci lañ ñëpp bokk mu ñëw waxtaanee la paraplégie ou perte de motricité une maladie handicapante c'est tout de suite. tey nga ne ñoo ci bokk. tey daal maladie bii nga ñu indil. une maladie handicapante maladie handicapante paraplégie nag Nicolas buñ ko déggee dafa nekk benn du ma ne sax maladie parce que li koy andi bokk na ci accident mooy ëpp lu mu koy andi mu nekk aussi kii boo xam ne dañuy jàpp ne membre inférieur yi lay kese lay dal mais mun na continuer ba dal membre ba occuper membre yëpp parce que gis naa koo xam ne maa ngi moom daan ànd daf ko dal te ci membre inférieur yi la njëkkee woon ñu koy faj di ko fa te affaire bi nekk na aussi loo xam ne kenn mënu ko faj même boo ko opéré du tax mu wér parce que moelle épinière yi moom lay jàpp te xam nga moelle épinière yi mooy jouer benn rôle bu essentiel ci fonctionnement li nga xam ne mooy système nerveux bi nga xam ne central bi waaw bi nga xam ne moom mooy commander le corps humain. Tout à fait. léegi moom nag dem na ba instant yi dafa jàpp membre supérieur yi jàpp làmmiñ bi léegi booy wax ak moom dalay xool rek du la mën a tontu mu nekk loo xam ne dafa metti comme niñ koy waxee naan le destin empoigne qui il veut quand il veut dans le sens de nos désirs Mariama Ba moo ko waxoon il nous amène la plénitude mais le plus souvent il déséquilibre et heurte ñaanaluñ ko kenn yàlla bu mu dal kenn nee nañ lu ci
yu bëri accident moo koy joxe te nekk na loo xam ne même boo ko opéré du wér kon xam nga ne loolu nekk na loo xam ne dafa doy waar aussi bokk na tamit si li koy joxe si inflammation de la moelle épinière tel que la poliomyélite aussi mun na ko joxe mais c'est très rare li ëpp li koy joxe mooy accident kon war nañu xoolaat naka la ñuy doxalee naka la ñuy dawalee parce que accident moom kenn xamul fooy dal te nekk na loo xam ne aussi bu la xasee ba jàpp moelle épinière bi moom mooy c'est fini amul traitement parce que mënuñu ko opérer te xam nga ni moom loo xam ne mënuñu ko opérer dafay nekk loo xam ne dafay xaw a métti dafay jaadu aussi ñuy génne genre maladie yi ay maladie handicapante parce que man ñu bëri dañ mel ne man ñun de xamuñu woon sax ndax maladie handicapante polio lañ ci xamoon poliomyélite kese lañ ci xamoon mais dafay jaadu ñuy génne aussi genre maladie yi parce que am na maladie handicapante yu bëri yoo xam ne ñoo fi ne mun nañ joxe ay te mun na dal aussi ku nekk ñuy ñaan yàlla na ko yàlla bu mu dalati kenn parce que di def ba defatoo dafa metti di dox ba doxatoo dafa metti di wax ba waxatoo dafa metti yàlla nañ ci yàlla musal. Très bien Amin ya rabbal alamin la paraplégie est due à une lésion de la moelle épinière mooy li nga doon wax léegi jëm ci dorsale ou lombaire mu nekk feebar bu metti boo xamante ne en tout cas ñi nga xamante ne dal na leen ñu ngi leen di masaw bu baax a baax mais je pense que war na mën a am nag vaccin bu leen war a mën a faj vaccin bu leen war a mën a faj wala ay accompagnement yoo xamante ne moom lañ leen mën a accompagner ngir dootuñu mën a di ressentir douleur ci lan ngay jeexale. xanaa ay massage parce que genre yooyu bu la dalee day dem ba mel ni IMC day dem ba mel ni genre IMC dootoo mën a bouger benn mouvement et tout waaw te loolu liñ ciy gën a faral di bëgg mooy ay massage di la masser parce que li taxoon ngay mën a fonctionner loolu moo am problème te loolu su amee problème sa partie du corps yu bëri du mën a la moitié du corps waaw du mën a fonctionner wu xanaa ay massage loo xam ne aussi boo ko opéré day nekk loo xam ne du xoolal comme photo bi can di wone nii day nekk loo xam ne mënuñu ko opéré aussi dafay baax chaque jour ñu leen di massage loolu tamit même bu leen kiiwul day am lu mu dundal seen yaram. D'accord très bien mu nekk lu am solo ñu ngi lay jaajëfal bu baax Mame Diarra di leen jox rendez-vous jeudi prochain inchallah la paraplégie ou perte de motricité une maladie handicapante en tout cas sa xarit boobu nga xamante ne dal na ko ñu ngi koy masaw bu baax a baax te di xool état santé am parce que nekk na loo xamante ne métti na trop mais yaa ngi waajal sa tabaski. Nicolas damaa lokk ndar. waaw mais xam nga ne di nga am xar moom. yii bàyyi ma amagu ma de instant yii. waaw mais da ngay am yow kër ga moom dañuy interdit ah bon fi mu ne moom la ñuy bëgg a dégg. je viens de comprendre d'accord. Mame Diarra yow ngay dégg. de boo ko waxee. paa bi andil la jàpp moom kay del wax. yow boobu ngay am sax ci kattanu yàlla. incha allah yàlla dina ko def bu soobee yàlla. na dikk nag. ku ne fay sën museur bi baax na lunettes yi macha allah. merci te yaa ngi mel ni panaal. waa gis nga. yaa ngi mel ni ceebu Liberté 6. waaw daay wallaay yaa ngi mel ni ceebu Liberté 6. maa la bëggal sama bopp. ma xam loolu waaw maa ngi nuyu nag monsieur Ba bu baax. dina ko dégg. di ko wax na am jàmm bu baax a baax. très bien ñu delluwaat tuuti rek ci Gamel pour mu wax ñu projet yi ci lan la nekk lan ngay waajal c'est vrai que jamono ji vous êtes trop sollicité Walf mu ngi lay xaar ci suba am na foo nekkoon. ce matin maa ngi jóge RTS voilà la maison mère. waaw vraiment kontaan naa ci yéen ñëpp bokk ak yéen plateau bi. di ñaan mais say projet laa wax quoi projet yi lan la ñuy xaar. projet actuellement projet album la. waaw ñu ngi ci album bi. instant bi nii clip bi la ñu war a def après tabaski bi incha allah rek songaat yeneen son yi. très bien yaa ngi ne jóge nga ci labelu Fafadi. ci ban label nga nekk wala instant bi yaa ngi freelance. instant bi dama nekk ci benn studio boo xam ne may fay mais mu ngi ciy jàpp bu baax a baax mu nekk taf record nekk kees di ma jàppale bu baax son bi moo ko def gis ngeen nu mu naayi see macha allah maa ngi koy bégee bu baax yéene bi mu am ci man ba di ma jàppale yàlla bu yàlla tas yaakaar waaw depuis kees waaw xam nga fen soreetul foo taal yegg rek ñaan yàlla gudd fan ak wér gu yaram mi ngi noonu parce que nee nañu cat dafa gaaw waaye da ngay jaar ci suuf def péage waaw boo defee péage moom dara du la jot très bien donc un album composé de combien de titres lañu nar a xaar ak thèmes yi nga xamante ne wala boog bit yi maanaam sonorité yi ñu mën a xaar lan la exactement ci biir album bi. surprise laa ko bëgg a def. surprise waaye surprise bu rëy laa ko bëgg a def parce que ñoo ngi dégg benn ak ñaari son yoo xamante ne leer nañu ne. bu ci ñaari yëpp bokkul benn bi dina ci bokk.
waaw benn bi moom si lay bokk incha allah mooy xarit bi waaw ci album bi lay bokk bu soobee yàlla mais surprise daal laa bëgg a jox sénégalais ak fans yi nga xam ne yàgg nañ ma suivre di ma doole di ma jàppale surtout waa Grand Yoff macha allah tey bu ma bàyyiwulee rek ginnaaw yàllentu bi ñoom la waaw dafa am benn sama benn collègue muy collaborateur moom tamit HLM Padoa la dëkk xam nga booy HLM Padoa yi dañu xaw a miine gàlla bi quoi diggante Issa ak Benoît fu mu toll nii ñu ngi naan ma non waxal Gamel mu yuuxu ñu dégg baat bi parce que waa ji def na fi léegi nii Moses def na fi benn ego trip wax boppam xam nga wàññi gaay yi wan na affaire bi moom la ñu ne nag bëggoon nañu nag dégg waaw mu sarax xolle waaw ndeysaan waaw Solio la 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 Julia namu Julia namu Solio la 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 Julia Julia namu jarama 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 Wadi TV yéen ma dooleel bilani jarama 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 waaw nik ku la yàgg nga ma jàppale ca kaw ca kanam waaw amiin waay amiin merci beaucoup Moses yëg nga ko waaw trop sentir nga ko nice trop trop lii war nga ci mën teg dara de bu ko yëkkati ci kaw yow ngay jaar ci suuf ngay jaar ci suuf bien sûr mën na loolu moom dina nekk lu nice mais nag nga gisee flow bi moom léegi nii gis nga ko sur scène mu indi benn morceau gis naa la ngay yëngu rek waaw man kay moyen 5 sax ma summi tanooy dem fekki ko macha allah xam nga nag man comme ni ma ko waxee yàlla dafa def dama mbappat ci musique dama def ay chœur ay différents kër ka ay groupe macha allah yàlla def kan moo la ci gën a marqué ci ñi nga jot a Dabi Balde te maa ngi koy ñaanal yàlla yëkkati ko fi mu tëdd ci barki Seydina Mohamed nekk grand boo xam ne dugal na ma fu baree bari ci musique waaw maa ngi koy ñaanal actuellement dafa xaw a jagadi maa ngi koy ñaanal bu baax a baax moo ma ci gën a marqué nag fi ma jaar ak Ndiaga Gueye benn gaan bi def jazz waaw man dugg naa ci yu bari quoi variété jazz reggae bi ñoom Malick macha allah est-ce que xam nga ne loolu mooy fooru Viviane dëgg la c'est vrai loolu moo tax mu mun di woo ci ci gaam yu bëri parce que mbapat boobu noonu moom mu def daf ko gën a def ci domaine variété ba pare après am ku mel ni Youssou Ndour nga koy këral sama papa bu ñaawul maa ngi koy nuyu waaw yàlla def ma nekkoon Douta Seck di jàngi saay ma wàcceer sama guitare mu may bëggee ba ma xamante moom yàgg na ma gis ne bëgg na ko gëm na ko xëy na affaire yi doo ñëw rek puus mu tàkk da ngay puus nànk ba keroog yàlla di ko tàkkal nga def lu nice talent bu fees del nekk ci yow te xam naa di yàgg nañ def benn featuring xam naa gars yi dina leen neex mais yow ñaanal talent kii bu neex Modou Mbacké li ngay xoolee xale bi doy na waa de non bàyyi ko mu barkeelu muy yëngal nee na ma barkeelu nee na bàyyi ko mu barkeelu Modou yaa ngi barkeelu ci xale bi de Modou bàyyi li ngay def waaw xool nga ko waaw xool naa ko mais xoolu fan ndeysaan ci li muy wax ci li muy def mais fem bi nag bi muy wax di patal bët nag di piis yooyu yàlla xam na ni maa ngi koy xool ci bët mais maa ngi déglu li muy wax dëgg la xam nga ni da nga ko xool daa bari lu muy Modou Mbacké bàyyi li may Modou Mbacké non dama lay wax am nañu professeur ci télé bi et puis da nga tudd Grand Yoff waaw fa laa dëkk bien sûr kon maa ngi koy xool di ko xool kon sama koñ am na yu mel ni ci ay talent du courage très bien bonne continuation merci beaucoup merci kontaan c'est Modou Mbacké macha allah Modou Mbacké man dama koy suivre xam nga sànq Dieng dafa ne dafa ba jinax dafay bëri pax waaw moom noonu la mel moom c'est-à-dire nga boo ko dugalee fenn mu génn feneen te bu génnee foofu nga ne nga applaudir nga tàcc ko macha allah merci noonu nga ko beaucoup kontaan naa ci yéen dëgg la Moses def nga fi affaire bu nice léegi oui merci morceau bi lan la waaw morceau bi mu ngi tudd Suukar Bekk Suukar Bekk Suukar Bekk mais en wolof Suukar Bekk waaw Suukar Bekk Suukar Bekk comme ni nga ko déggee pourquoi parce que ci jigéen lay wax ça parle de l'amour d'accord ok boo dégloo lyrics bi ak woy bi et tout parce que c'est la première fois gars yi gisee ma def benn sound typiquement lépp ma def ko woy mais lan nga ci wax exactement ci lan lay wax parce que maa ngi naan jox naa la xol bi ba deseetuma la dara gisatuma leneen béy bi fii yow yaa fi nekk yow laa taamu yow laa wóolu yow rek yaa may daaneel xool ma ñëw yaa may sàppali sama suukar bekk yaa may toppatoo naan ma jugal lekk yow mat nga ma ñeent romb duubal jekk naan la woyal ba nga bekk séeri jugal fecc bul bàyyi
non bul bàyyi lu mu metti yow bul bàyyi mbëggeel la et puis da lay wax ni la yow ba da nga àndal nag moom ba benn instant affaire lu mu metti mu bëgg dellu ginnaaw ak lu mën di am bul bàyyi quoi ma ajouté di grand comme ni wax ñoom problème bu ñu am nee na fi am na ay sëy yu tas et tout dëgg la peut-être réalité bi mën na ko indi. mais est-ce que jàppoo ne que ne dafa yomb tamit dafa yomb tamit de est-ce que yombul tamit. rappeurs yi nii ñëw mbëggeel. non man ku suivre sama carrière ay thématique la. d'accord mais dafa mel ni jamono ji yaa ngi dem ci commercial bi. just parce que it's all about music. you know parce que musique la da ngay am ouverture da ngay def quoi parce que da ngay def ni nga ko yëgee. parce que lan la li ngay dund la. li la nettali ak li nga kii ci mbedd mi quoi loolu ngay teg loolu mooy musique quoi. tey dem doo tënk sa bopp si mun doo def lii quoi. dooguma la yàlla bu la yàlla dog loolu moo waral tey ma ñëw ci mbalax bi. ndax parce que chaque jour afrobeat des fois da ngay génn feneen. yéen tamit seen afrobeat boobu il faut ñu wax ci de. nga def état généraux de la musique sénégalaise invité ci ay kàngam ñu waxtaan yéen tamit li ngeen def dafa yomb de. afrobeat ñun am nañu lu gën a riche afrobeat 10 250 fois. il va falloir aussi ngeen def ay recherche xool parce que région bu nekk ci Sénégal boo xoolee am na sonorité boppam. ça c'est sûr dëgg la. et sonorité yooyu boo leen boolee. te yu riche la nag cocktail boobu noonu. mais da ngay jaay sa réew da ngay jaay sa. moo tax ma ñëw ci mbalax bu waaw afrobeat ak yooyu. waaw sonn. boo demee Casamance da nga fay fekk ay yeneen kiin fekk fa yeneen façon instrument yoo xamante ne. on te fait même savoir que de grands musiciens internationaux yuy dañuy jógee fële. bitim réew. ñëw Sénégal avion bi day wàcc fii ñu tàllal. parce que dañuy dem foofu juste pour dem recherche ay musique delluwaat mais defar musique bi génnee album mu am ay Grammy Awards ay disque d'or yu dul jeex te sonorité yu bëri fi lañ koy jëlee Afrique fii nii oui Afrique am nañ lépp quoi moom côté musique bi et tout chaque jour loolu lay wax gars yi pourquoi pas même musique yi ancienne et tout mën nañ jël di ci sample yi mën nañ def daal loo xam ne nii c'est typiquement Afrique par exemple boo doon dem Banaya par exemple boo demoon HLM Padoa Banaya la famille Banaya xam nga leen wala dégg nga ay ñoom Zun Zun Bambara Zun moom mooy Numukunda waa Numukunda voilà ñoom Babulaay ñoom Jabel nekk seen rek moom tamit mu ngi mu jamono ji mu ngi def tournée internationale mu ngi Londres la basé wu c'est vrai mais mu ngi def benn tournée bu mag foofu mu toll nii ak ses musiciens mais par exemple est-ce que demuñu ba war a mën a comprendre par exemple balafon bi téye benn rythme kora bi tegu ci yow nga am noo ci tegee parce que loolu bokk na tamit ci fooru Fata ba nga xamante ne du soxla sax des fois bit boo ko ñëwee rek jël jémbe bi rak naan tak nga tak guddug tak muy teg ay affaire loo gis dafa am ay réalité boo gisee rap bi dafa am ay réalité ak fi mu jógee et tout musique la boo xam ne nii ci 4 ans la ko gars yi xamee woon quoi léegi da ngay gis affaire yi musique bi ak beatmaker yi fii Sénégal am na ay beatmaker yoo xam dañu aay dañuy da nga gis ñuy defar musique yi 814 xam nga ko ay bu baax ay bëri na ay bril ay bril 45 bril 54 Wisiat ak ay bibat gars yi bëri na quoi ñu bëri man jamay jobal ñu bëri am na benn sama beatmaker Baye Dos mi ngi nekk ba Bawal rek sa trigoon mooy sama label quoi kooku day job ay sample vidéo yoo xam ne yéeme na parce que son bi nii bu pare am na benn son bu tudd Jongoma buy ñëw vidéo lay doon mooy gën a waaw Jongoma yaa mooy gën a yéemu parce que maa ngi ci boobaa xam nga loo ci teg yaa ko tey parce que tey moo sample bi affaire yu yéeme yu nice parce que fii nii Sénégal am na ay beatmaker yu nice mais hip hop ak bon rap la te rap dafa am ay normam quoi gars yi dañ koy respecté mais terewul dañuy musique bi day évoluer da nga koy topp muy nice quoi man gis lan la rek c'est important mooy nay nice quoi lan mooy projet bi lan lañ mën a xaar ci yow ok waaw mooy projet bi album la d'accord album la boo xam ni composé de combien de titres 18 titres yàgg nañ ko job parce que au début lan la woon benn maxi de 8 titres quelque temps que staff bi waxtaan ñun ko def mixtape changement bi avant ñu leen def pré album finalement nag ñu album 18 titres bëriwul non bari Sénégal manque de marché bi manque de distribution bi manque de jës ñun lu ñu bëgg mooy na gaa yi déglu d'accord na gaa yi déglu ñun liggéey nañ parce que ngeen bind ci archive bii laa mas a def ci Sound Mbëggeel sama temps yëpp ay thème la yoo xam ne dama naan gaa yi bu ñu ko dégloo sax album bëggee bu ñu ko dégloo da ngay gis ko déglu ba tàng mu tekki casque mu mbëkk miir nga ne yàlla bu ma ci bokk mbëkk miir yàlla bu ma ci bokk sama au niveau day am benn niveau boo xam ne gaa yaakaaruñ ko te ñun dañ ko fay eggal parce que làkkatu nañ job ko tam du ay vanté wu lu leer laa lay teg su génnee fi toam bi see la de fi boobu vanté woo gis ñu la dàq vanté foofu su génnee nii ko la gaa yi dinañ ni waaw parce que yëpp a ci am te et puis wax nañ ci société bi mais ci société bi waxal nañ ñëpp quoi te loolu mooy musique mais dañuy def sometimes love parce que tamit love
moo ñu fi andi quoi. d'accord bëggeel et tout rêve dañ koy def musique dañ koy def muy nice gëstu loolu la. projet bi loolu album bu la léegi lay doon. album boo xam ni maa ngi big up sama label muy Rexatico Baydos ak staff bi ñoom ko ñoom Njóoba Laayeen ñoom. da ngay dédicace ak kii. encore yow da ngay dédicace. non pas dédicace staff la quoi. d'accord mooy ak Baol Vision. d'accord Jaafari. gars yi ci jàpp yëpp ak step mooy quality music ñoom ñooy staff bi ñoo jox affaire bi album bi day génn incha allah après tabaski mais avant bu ñu tabaskee ba am 2 jours damay def benn concert boo xam ne annuel dama koy teg Mbacké théâtre de Védé bu Mbacké maa ngi fay woo ñëpp gamel day pare day Nicolas invité naa la bu ñu tabaskee ba am 2 jours la Mbacké Mbaw théâtre de Védé après juste ñu génne album bi très bien merci beaucoup syndicaliste yi ñoom nañuy kaas rek jeex na tak jeex na tak jërëjëf ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax merci beaucoup en tout cas le mot de la fin parce que tey la sa anniversaire muy magu laay di sama waay vraiment je suis très content on est ensemble ci invitation bi merci beaucoup dalal bi rafet na li ñu bëggoon wax yëpp wax nañ ko te yàlla na ci solution topp amiin te da ciy topp sax et puis lu si ñaaw rek ñun la vraiment wax ji tamit bu ko nit déggee na nga ko calculer très bien waxtaan wax ju merci beaucoup jërëjëf ñu ngi lay jaajëfal bu baax muy Abdou Diédhiou coordonnateur des ex-employés de SAIPEM SA ñu doon waxtaanee SAIPEM SA les employés courent toujours derrière leurs indemnités ñu àndoon aussi ak monsieur Ibrahima Magat Diallo muy président de commission d'organisation du don de sang bi nga xamante ne amal nañ ko ce vendredi 10 août au Parcelles Assainies en face poste de santé Moustapha Seydi Djamil 10 secondes. Vous dites quoi? di remercier parrain yi. oui Madani Si. d'accord muy secrétaire général. kooku suñu nit la. waaw moom mooy parrain bi ñu ngi koy remercier. def nga parrain nag. di remercier tamit marraine bi. d'accord Abibatou Silla. merci parce que ñooñu ñëpp ci CSA lañ bokk. merci parce que dañu bëgg a valoriser. très bien cadre yi ñu am ci biir CSA. jërëjëf di woowaat ñëpp. très bien ñu dajee fële central ba. inchallah di woowaat invité yi yëpp ñu ñëw jàpp ci c'est important très bien looy tàggatoo. waa di bëggee ñëpp di kontaan ci plateau bi ma bokk ak sama frère yeeg sama jongoma bu ñaawul bi toogee na le fël-fëlaale kontaan naa nig vraiment yal na la yàlla fay gis naa ni may taxawoo ni may jàppale te yàlla tax dundal ba sa moy di baawaan di kontaan ci waa grand yo monsieur Ba Sayer ku ma jàppale bu ma limee rek damay juum Sophia gis nga tey très bien ni moo la def nii moo la fël-fëlaale nii moo tax ñoom xadi ñu jàpp ci affaire yi te nga bàyyi yi def nii bon Mbacke bàyyi xool bi yow très bien waaw xaar ma jóg wan leen ko. ah bon bien sûr tey lii ndax xam nga damaa fël-fëlaale xaar ma taxawee na le. gars yi ñu ngi koy gis de pourtant. bàyyi ma wan leen lépp waaye tey nag am nañ gan nag. wan leen la Sophia mu génnee princesse fii. waaw ma fël-fëlaale ñëw nekk leen rafet na très bien merci beaucoup merci toutes et à tous encore une fois merci de votre fidélité d'avoir choisi DTV la magie de toutes les télévisions sénégalaises mi nga xamante ne moo leen jox la rendez-vous bi nga xamante ne c'est les meilleurs moments de votre journée nous vous souhaitons de passer d'agréables moments toujours avec nos programmes Pape Ousmane Cissé ci xibaaru mbarax bi programme bi di continuer di wéy vivez toujours la magie de toutes les télévisions sénégalaises rendez-vous samedi Dunia FM 88.9 à partir de 9h inchallah bonsoir. Les Bédiques sont une ethnie qui vit sur le plateau des montagnes de Banda Fassi. Durant toute l'année, des cérémonies traditionnelles sont organisées. Gamong est l'une de ces cérémonies. Elle a lieu chaque année au mois de mai